salaamaaleykum mbokki auditeurs Sud FM yi ñu leen di gërëm bu baax a baax si seen teewaay si Sud FM rawatina ñi nga xam ne auditeur waar wi comme ni ngeen ko dégg tey ji rek nu fas yéene waxtaane li nga xam ne moo jublu surtout si wàllu nag bi ndax jamono yi ñu génn dégg ngeen ay yenn firnde doon wane nii fi nu nekk nag bi nekk na loo xam ni dafa yokk trop ba àgg na sax ay ñetti téeméeri junne am na ñu wax loolu am na sax ñu àgg ba ay wax ba ay ñeenti téeméeri junne du fekkee nag xam na sunu nag yi li si ëpp mi ngi daan jógee Mali te tey ji Mali mi ngi dund ay tolof yoo xam ni loolu jar na ba nga xam tey ji nu gëstu mbirum nag yi ak mbirum yàpp bi ëllëgam ci Sénégal naka la ndax Sénégal am na jamono yoo xam ne sax mi ngi doon jéem daal encourager lii loo xam ne dafa jublu ci ay wàllu dundam ci ndawal loo xam ne ci xar la loo xam ne tam ci bëy la sax am na programme bu PPAO bu di jublu ci wàll boobu ndax am na léegi ay yenn bëy yoo xam ne ñoo ngi koy jëlee ba Niger bëy yu mën jur nañu nag ba pare am seen ay xeetu lekk yoo xam ni moom la ñuy lekk yooyu ñoo ngi koy jéem expérimenter au Sénégal pour que bëy yi daal mën am jur gu yaatu trop dem gën mën tam bari ci Sénégal wàllu nag bi tam mu nekk loo xam ni tam moom tam beneen mbir la ndax ñëpp xam nañ Sénégal événement bu mag bu fi am toujours rek li nga xam ni moom nga nan muy gën di jënd mooy ay nag muy ay màggal di ay gàmmu di ay xew yu mag a mag yi toujours da ngay gis il faut que tamxarit bi tam nu nekk moom muy jàkk yi ak yooyu yëpp tout ça dañuy taxawal ay ay nag yoo xam ni dañ koy rey ngir di si dimbale nit ñi gis nga tam nit ñi yenn saa itam ñu def seen ay dajaloo mbootaay yoo xam ni dañuy jënd ay nag daal di ko rey ku nekk daal di si jël sa cër gannaaw ba nga xam ne am na loo xam ne moom nga dugaloon pour mu jublu si loolu bon nag tey jii du fekkee ni dañuy dégg sax sa Mali nuy am yenn tiital yoo xam ne ñoo ngi koy def ak tëjum frontière ak xeet yu demee noonu loolu tax na ba tey jii nu war xool ëllëgu Sénégal si wàllu ndawal si réewam surtout si bu nag bi kooku naka lay demee loolu nag tax na ba nga xam ni gis nañu am na ay gan yoo xam ne woon nañ leen fii ñoo xam ni mbir yooyu ñoom tam seen liggéey la teew nañu si plateau bi Demba Naar Sow ñoo ngi lay nuyu di fàttali opérateur économique nga ak éleveur di la bàyyi nga nuyu te gas Sud FM ak tam ñi nga xam ni ñooy ñi ñuy déglu. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu di leen gërëm mooy émission bi nga ñu invité mooy émission waar bi maa ngi nuyu waa Sud FM maa ngi nuyu suma rakk bi may àndal mooy Cheikh Ka mooy président zone éleveur Foray maa ngi koy nuyu di ko gërëm ci teewaayam bu mu teew fii maa ngi kat di nuyu ñi nga xam ne ñi di déglu émission waar mi ñi koy déglu ci biir Sénégal ak bitim réew yépp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm. Cheikh Ka yaay président des jeunes éleveurs bu Foray également nu bàyyi la nga nuyu teggal Sud FM yi ak mbokk auditeurs yi. waaw asalaamaaleykum Ibrahima Sall maa ngi leen di nuyu. Makhtar Sall maa ngi lay nuyu. maa ngi nuyu suma mag Demba Naar Sow. maa ngi nuyu auditeur Sud FM yi plus particulièrement waa Fora maa ngi leen di nuyu Kër Massar bi ma dëkk bi. waaw di ñaan yàlla waxtaan bi ñu ciy waxtaan yàlla nañ ci jëlee xam-xam. jërëjëf jërëñoo ci daraja yonent bi. jërëjëf donc lu dugg tey ji si waxtaan di fàtt nag mbokk auditeurs yi du fekkee bëgg nañu bokk si waxtaan bi mën nañu woote si 88 628 98 98 88 628 98 98 du fekkee ne am na loo xam dañ koy laajte wala nu bëgg def contribution également tam mën nañ joxe seen xalaat si émission bi parce que émission bi pour yéen la d'abord léegi ñu jéblu si wàllu waxtaan bi Demba Naar si yow lay tàmbale ñu doon gis loo xam ni lu xaw doy waar lu tuuti parce que tabaski bi gisoon nañu pour am rek ndawal ni mu méttee woon ak xaalis yu mag yi nga xam ne nii génn nañ si ñoo jëm tam xarit tam mu bi yoon sax du xar waaye mbirum nag la ñu gis am rek tey ji nekk loo xam ni ay problème yu métti la ba nit ñi sax ñoo ngi wax ay ñetti téeméer rek ay ñeenti téeméer yi ju nekk yu demee noonu waaw loolu nag doy na waar trop de lu indi loolu. waaw asalaamaaleykum. kon maa ngi leen di nuyu di leen gërëm. xam nga Sénégal dafa am nu muy doxee surtout ma diggantam ak Mali man maa ngi doon dégg ñu ne wax frontière bi dañu ko tëj kon frontière bi ba léegi nag ñu ngi jàll. frontière kii diir ba léegi nag ñu ngi jóge Mali kon Mali kaw na am tuuti jafe-jafe kon que réew bu amee comme li Mali am rek du ñëpp ñoo mën a ñëw sabu réew mi dafa am problème am na ci ñi nga xam nag nu ñu ñëw
kon mënoon na bu doon ñëw sa ñi doon ñëw 100 boo moytul 50% mooy ñëw. xam naa ne li ci gën a yokk problème bi tam ne période bii la xam nga période bii mooy période bi nga xam ne kon ñu ngi doog a dugg ci nawet sénégalais yu bari dañu màngoon dem ay côté Saalum ñoom ñëpp ñu ngi doog a ñibbisi ñu ngi noppalu ñi ci gën a bari dugg guñ ci jaay nag yi ñu guñ ci loolu ñu ngi doog a génnikat yi ci tabaski bi loolu yëpp tabaski bi coono bi dafa bari woon xar yi dañu desoon yooyu yëpp coono boobu yëpp ñi ci gën a bari bu ñu ñibbee fi mu nekk nii dañu noppalu loolu nag mooy indi manquement nag yi loolu tam tout le temps kat tam xarit noonu lay doxee tout le temps mun na nekk nag léeg-léeg gars yi dañu jël ay information yi nga xam ne léeg-léeg information du méngoo ak luy am Saba Fora fi mu nekk nii macha allah nag yi cher na kon nag mu ngi ñëw normal. léegi nag sa Fora foofu ñag ñaata la fay jar. waaw xam nga nag bu ne am na njëg. nag mun nga boo yoree 200,000 mun nga am nag boo yoree 300,000 mun nga am nag bi nga taamu rek boo yoree nagu 500,000 mun nga jënd nag boo yoree nagu 600,000 mun nga jënd nag xam nga mu ngi dépendre ci client bi lu muy jënd client bi bu taamu nag yor 150,000 wala 200,000 nga bëgg a jënd nagu 500,000 noonu nag coono lay indil client bi. yéen tabaski Korite toujours yooyu ngeen di wax. amee 50,000 bëgg jënd xaru 150,000. voilà moom mooy problème bi. waaw ma ni léegi. du fekkee ne léegi nag sànq commencé nga di wax nar mi ngay jëg 200,000 nag biy jël 200,000 kooku war nañ peese ñaata à peu près. xam nga Moutar Sall lu tax tout le temps ñu ngi koy wax. nañu def élevage moderne ñu def ressaasé jur yi xam nga bu dul woon loolu la ñu commencé woon. munoon nañu dem ba nga xam ne dootuñu jaay nag rek ci appapare nag bi mun nañu ko jaay à vivant xam nga vivant mooy léegi da ngay fekk nag yi mu taxaw ñu ne la nag bi maa ngi koy jaay kilo 1,500 wala kilo 2,000 francs ñu peese la nag bi nga xam ñaata kilo la nga xam ne li sa poos toll nu nga jënd a dem sa yoon xam nga budul woon loolu nit ñi budul woon ci loolu la ñu basé du ñu am problème kon xam nga lan mooy problème bi. da ngay gis client bi nga xam ne dafay jógee ci dëkk bi fekk xamul nag lu muy jar bu ñëwee nag bu xoolee nag yi buñ koy wee nagu 150,000 mu yor 150,000 au lieu du taamu nagu 150,000 bi day topp ay nagu yu jar ay 200 300,000 500,000 loolu lay topp di waxaale ba coono def ko ci fekk xam nga bu dul woon tey nag yi da ngay fekk nag mu nekk mu vivant rek nga jëndee ko noonu. ñu pees ko nga xam ne nag bi ñaata kilo la am ñu ne la kilo temps nga def sa machine calculer nga jënd fay nga dem sa yoon xam nga loolu moo doon yoon sabu c'est fooraay bi ñu ngi ko tubaab yi ko defar woon loolu lañ koy defaree woon dañ ko defaree woon nag bu ñëwee da ngay jënd nag bi vivant nga dem sa yoon. waaw ma ni. yéen fooraay est-ce que yéen am ngeen ay installation yoo xam ne wala ay jumtukaay wala nii nga wax léegi loolu nekk ndax lu tax defu leen ni ngeen wax ku ñëw rek xam ne fii nagu 200 yi fi nekk fii 150 yi la fii 300 ba nga xam ne kenn sonn da nga ñëw dugg fii rek daal di jël sa nag 200 wala nu pesé nañ ko sax ba pare nga daal di jël sa nag dem. waaw ñëw tuuti jegeel micro bi. jumtukaay bi moo amatul foofu léegi jumtukaay yi moom la ñu. installé wu tubaab yi foofu dafa amoon ci temps tubaab yi foofu la amoon gars yi ñu ne duñ ko utiliser. ñu boycotté ko. ba tubaab yi dañ koy foofu la machine yi nekkoon ba machine yëpp mujj yàqu moom la demee woon bu njëkk bi moom la ñu bëggoon moom moo taxoon ñu installé ko fooraay fu loolu la ñu installé woon fooraay pour boo ñëwee rek nag bi viva lañ koy jaay kon loolu gars yi de bu ñu boycotté nanguwuñu mooy teefa gi nekkoon foofu à l'époque ñoom ñoo nanguwul loolu ay année 70 ay année 60 yooyu loolu moo fa xewoon kon gars yi nanguwuñu loolu. lan moo tax ñu nanguwul woon ñoom loolu. maa mën na nekk ñàkk xam moo leen ci dugal woon sabu am na leen xam ne ak Sénégal fu mu toll tey élevage bi bu dul woon coow bi nekk ko ci élevage bu dul woon élevage avancé na mooy avance nu mu waree avancé loolu pare woon na ci nag bi 500,000 lay jar bi 300,000 lay jar boobu passé woon nañ ko dangay ñëw rek nga yor sa 200,000 ñu peese la nag bu toll na ci 200,000 nga dem sa yoon nga jël sa nag def sa buum nga dem sa yoon nga xam ne kenn naxu la naxoo kenn sabu tey Fora mën na foo ñëw. nga jënd nag bu jar ay 150,000 mën na ñëw nga jëy ni ko 200,000 wala jaay la ko 250,000 xam nga loolu yëpp mooy li nga xam ne amuñu organisation bi moo des bon boo xoolee gouvernement bi ñu ngi def lu ñu mun président moom mu ngi def lu mu mun ci élevage maanaam acteur élevage yi ñoom ñoo deful li ñu war a def.
ah loolu moom mooy lan du fekkee président dafay def lu mu mën kañ moom mu njiite réew mi du ne nii la kañ. xam nga lu tax ma ne la waaye déglu ma rek. du dee def kañ lu mu mën. moom mi njiite réew mi du fekkee dafa ni nii la. ñi nga xam ne moo leen fa teg ñoo war doxal léegi nag duñ doxalul moom moo war xam moom léegi nu muy def. waaye du fekkee ñoo doxalul moom tam mu daal di toog di xoole. kooku kañ moom moo doxalul. doxal bi nag mooy li nga xam ne li ñu war a doxalee lu tax doxaluñu ko. président xam nga dafay déglu ñi nga xam ne mooy li acteur élevage ak politiciens yi ñooñu la ñu déglu boo ñu leen di dégloo ñoom du ñu leen di wax lu am sabu xam nga lu tax ma nee la moom mu ngi bëgg a defar élevage gis nga ba mu toogee premier mandat am rek lu mu def ci élevage rek 52 sax bu passé ñoom defuñu ko ci élevage kon nga xam ne moom bu gën a defar élevage bi que ñi ko war a jàppale pour ñu defal élevage bi ñoom ñoo deful li ñu war a def. bon kooku daan si xam nga lu tax ma wax. daan dellusiwaat si loolu léegi taxul na ak kooku du woon bokkul woon si laaj bi njëkk bi mais kooku tege foofu sa baaraam rek kooku moom daan dellusiwaat si mbir yooyu. Cheikh Ka voilà laaj bi njëkk également bi ma laajoon léegi moom lay laaj ci gis nga. tey jii ñoo ngi jublu tam xarit nee nu nag yi yokkoti nanu comme ni xar yi doon yokkuti loolu ban gis-gis nga si am yéen ñi nga xam ne yéen ay ndaw yi nekk tey jii si élevage te am yaakaar naa xelu coppite si mbir mi. waaw. si gil tuuti jàkkaarloo micro bi waaw Matar Sall. nag yi yokk na yokkuwul. loolu mooy lan. nag yi parce que su fekkoon tey. frontière Mali bi ñaari frontière yëpp dañ ko tëj bu Kidira bi ñu tëj ko bu Kédougou bi ñu tëj ko Moussa la ñu tëj ko su boobaa du ñu waxu tey nag yi yokk na wala yokkuñ parce que duñ ko gis ndax ñun suñu nagu réew mi mënuñu fournir même benn jour lu ñuy doy. benn jour rek. lu ñuy doy. doucement waaw kii benn jour lu ñuy doy suñu nagu réew mi mënuñu ko fournir parce que jubluwuñ si nañu wax. na nag yi fournir réew mi parce que soo xoolee nag yi ñëw fii nii Sénégal fii ñuy rendi fii soo calculer suñuy rendi fii 600 nag chaque jour 500 yëpp ci bitim réew lay jógee. donc fii 100 rek nañ fi am loo xam ne fii si biir réew mi lay jógee. li ci des li yëpp Mauritanie lay jógee Mali kon su boobaa su frontière Mali tëjee tey benn frontière rek moo indi fii nii nag muy Mauritanie te su indiwul su boobaa ñun nag soo ko waroon jënd 500000 da nga ko jënd 2 millions wala nga jënd ko 3 millions. wala nga bañ ko jënd. wala nga bañ ko jënd léegi nag ndokk yàlla bi ñu yàlla dimbalee ñaari frontière yépp tëjul benn frontière Kidira bi comme foofu la ay kilifa gën a bëree côté kaay bi ñoom fexe nañ ba am seen politique boo xamante ne su oto ñëwee danañ négocier oto yi jàll. côté Kédougou bi nga xamante ne foofu la yoonu CEDEAO bi jaar foofu oto yi suñ ñëwee mënuñ jàll dañuy taxaw ba démb information bu ma si dégg si minuit ñu ne danañ bàyyi yoon bi. pour nag yi jàll si pour nag yi mënoon ñëw. waaw mais côté Kédougou boobu lu tax ñu tëj ko. waaw foofu noonu xam nga côté Kédougou bi soo calculer foofu àll la te yoon bi yoonu CEDEAO la li ñu ko defar léegi ëppul 5 ans parce que ñun pratiquement bi ñuy dem ñun bi jënd ji nag Mali dañ doon jógee Bamako doxee suñu tànk ba Kédougou ñu doog a chargé foofu noonu dañ doon def benn parcours boo xamante ne 2 mois ci àll di dox di indi nag yi. léegi nag bi Ablaye Wade président Ablaye Wade bi mu liggéey mu signanteeg accord ak CEDEAO ñu defar foofu yoon boo xamante ne dafay jóge Kédougou dem Bamako. CEDEAO moo ko defar. CEDEAO yoonu CEDEAO la. yaa ngi dégg léegi au lieu que nag yi di dox nag yi dañuy yéeg léegi nag amul ñu nga xamante ni nekk nañ diggante nguur gi ak ñi yore foofu nag yi ba mun a jàllale nag yi par rapport ak kaay quoi. xam nga kaay am na benn pël bu nekk foofu bu ñuy wax Baye Jigi moom problème mu nag yépp yu mën a am foofu noonu moom da ciy teg tànkam am na ci kàddu daal. waaw nu melul comme côté Kédougou bi côté Kédougou bi nag yoon bu bees la nit ñi installé guñ toogaguñ nag yi dañuy jaar foofu nag mais installé guñ toogaguñ te léegi soo xoolee yoonu kaay bi dafa yàqu nag yu gën a bëri yoonu Kédougou bi la ñuy jaaree. foofu moo gën a gàtt te yoon boobu moo gën a baax. moo gën a yomb dugal tam. moo gën a yomb dugal. mais léegi nag nit ñi ñëw nañ ba foofu noonu ñëpp bloqué wu foofu noonu mënatuñ dellu Bamako pour jëliwaat yoonu kaay bi mënatuñ jàll. léegi nag il fallait ñu wàccee nag yi ba accord de paix am ñu doog a dugg si biir réew mi. léegi ana nag ya. nag yi am na nag yu nekk foora kay am na nag.
non yi nga dafa bloqué laa. ñu ngi foofu noonu. ñoo ngi fa ba tey ñu ngi fa am na nag yi nekk frontière bi foofu noonu. waaw léegi lan moo see pexe amul ay négociation pour nag yi mën dugg si biir réew. pexe bi kay mooy militaire yi bàyyi yoon bi rek nag yi dugg. yan militaire la yooyu. militaire Mali yi. ah ñoom ñoo bloqué. du ñoom ñoo bloqué du coup d'état moo am Mali wala yëgoo loolu noonu. waaw yëg naa kañ mais dama defoon bloqué boobu. kooku waaw nekk na loo xam ne. bloqué donc actuellement fi nekk nii am na ay nag yoo xam ne. bloqué na leen foofu bloqué bi du yow du man du Demba Naar du keneen nguuru Mali ñoom ñoo tëj seen frontière. donc léegi nag yaa nga. nag yi ñu ngi ci frontière bi tegaloo foofu noonu. lieu de chargement yi yëpp am na ay nag mais nag yi munuñ dugg munuñ jóg parce que doo yab say nag indi ko ba frontière bàyyi ko foofu noonu mun nañ ko sàcc mun na réer mun na def lépp. léegi nag lan mooy pexe léegi si loolu. pexe bi. waaw. ah da ngay bay say weewu tànk rek xam nga ñun su fekkee ñun. wala loolu lan la mën jur le fait que nag yi bloqué foofu. loolu tey jii lan la mën jur fii Sénégal su fekkee suñu base. yépp ci bitim réew rek lañ ko basé wu ñun ba léegi amaguñ pexe yaa ngi dégg. su fekkee ñun su Mali tëjee wala Mauritanie tëjee rek suñu nag yi day augmenté wala tabaski ñuy nekk fii di dóorante si biir marché yi ñun amaguñ ba léegi pexe li fi nekk nag nit ñi dañu war a waxante dëgg président de la république day génne ay xaalis ne jox leen ko nit ñi ñu dem jënd ji ay jur nañuy jël xaalis yi jox ko nit ñi ñu liggéeyee ko ci élevage bi mais téye xaalis teg ko ci banque yi wala denc ko ci banque yi wala naan xaalis baa ngi fi te soo demee doo ko jot amul sens. waaw mais yow fi nga accès gul léegi kooku dafa wute ak li nga xam ni tey jii moom la ñuy dund si ay niveau frontière. waaw affaire frontière yi nga xam tey jii dafa tax ba nag yi taxaw mën na dugg kooku tey jii laa conséquence bi si biir dëkk bi lan la war mën a jur surtout que nu nekk ay période tam xarit war soxla nag. lu mu mën a jur kay mooy mu nag yi seer. loolu tax donc nag yi seer. waaw nag su amul kay day seer loolu kay même du nag kese même ginaar su amul day seer. même côté Mauritanie bi nga xam ne ñoom foofu sax moom. amul waaw xam nga Mauritanie pratiquement ñoom seen nag lu gën a bëri biir Mali lay jaare ñoom depuis Daara Jolof depuis am na temps boo xamante ne dañ doon dàq seen nag yi jaar Ourossogui noonu ñëw mais depuis yoon yi amee ñoom dàqatuñu dañuy jaar Mauritanie Mali bi rek yàpp seeni nag ñëw quoi léegi nag Mauritanie yow le temps bi nga xamante ni fi ñëw fi affaire bi amee temps boobu noonu ñoom mënatuñu jël nag yi ñëw rek dañuy dàq ñëw même suñuy dàq di ñëw egsi guñ mënaguñu egsi parce que dafa sori mën na da nga ko doxu weer wala fukki fan ak juróom. Mauritanie ak Sénégal. waaw frontière Mauritanie bi ak fu ñuy yabee ñoom. mais léegi du fekkee dañuy indi nag muy ñëw yan pexe na ñuy indee nag yi. pexe yi ñu indee nag yi bu njëkk jafe woon na waaye léegi yomb na parce que bu njëkk balaa ngay indi nag di nga dox ñaari weer wala ñetti weer wala weer ak lu topp nga doog egsi fu ngay chargé wala nga yàpp ko ci train yaa ngi dégg. train moo amoon bu njëkk mais léegi yoon yi am na yaa ngi dégg oto am na nag yépp dañ leen di yàpp léegi ñu ñëw. waaw bon kañ léegi kañ ñëw bi kañ kii na waaye. waaw mais ñëw bi kii na mais frontière moom moo tëj. non côté Mauritanie ma laay waxuma côté kii. non Mauritanie ba tey ñooñu ko mais Mauritanie léegi ñoom mën nañ jóge fee dugg si directement non. mën nañ jóge ñëw dugg si. waaw côté boobu kañ laay wax donc ñoom. ñoo ngi tuuti bu nekk fii sax soo moytul est-ce que du Mauritanie nagu Mauritanie rek ñoo fi nekk sooy xool. waaw du fekkee fee dafa tëj noonu ak nagu réew mi tuuti bi nekk si réew mi. waaw li nga wax dégg nañ ko baax a baax may fàttali mbokk auditeurs yi mën ngeen bokk si émission bi den woote si 88 628 98 98 demal naa soo ma dellusiwaat si yow gannaaw bi nga xamee ne léegi côté Mali bi moom tëj na waaw tey ji yan pexe yaakaar nga ni nit ñi bëgg ay nag ak ñi nga xam dañ war tamxarit tam bëgg yàpp daan mën am yàpp bi si tamxarit bi. waaw am naa yaakaar tamxarit bi sax nag yi du manqué. du manqué. waaw donc stock bi fi nekk boo nekk ni stock boo xam ni. waaw stock bi fi nekk nag yaa ngi ñëw mën na nekk nag du nekk comme li mu doon bari xam nga li ci gën a bari mu taar li ci gën a bari li koy indi mooy période bi ñu tombe xam nga période bi ñu tombe kon nawet baa ngi dugg tabaski baa ngi dugg génn xam nga tabaski bi moom da ci suyee lu bari gis nga ñiy indi xar yi ñoom ñooy indi nag yi gis nga tey bu ñu delli woon Mauritanie ñu jënd seen nag ñu dàq nag yi pour ñu ñëw frontière diggante boobu rek mën na nekk 1 mois wala 2 mois. waaw ci avant rek mooy ci tabaski bi xam nga kuy indi xar yi ñoom ñooy dem foo jindiwaat ndax indiwaat. waaw mais
waaw léegi nag bu dee dem nga fii ak Mauritanie nga jënd nag nga bëgg ko yi côté Galoya wala côté yooyu nga jënd nag ñu ñëw foofu nag yi balaañ dog ba ñu yegg si ay Galoya après dana mot 20 jours wala 15 jours léegi kat pour nga dugal nag yi ñu ñëw fii kat loolu tam ne dana jël une semaine wala bu dee da nga leen di dàkk ñu ñëw Daara Jolof loolu tam ne dana nekk 20 jours diggantam ak Daara Jolof c'est que période bi ci gën a bari li ci joué mooy nawet bi dafay doog a commencé léegi nawet bi boo tombé ak tabaski muy commencé rek loolu yëpp conséquences yu bari daf koy am saba ñi ci gën a bari même Sénégal bari na nag kon nag yi ci gën a bari suuraguñu te sàmm ñi ci gën a bari duñu période bi dañu ne damay bay suma nag bi ñu commencé di suur ma commencé di jaay loolu tam di ci joué xam nga tabaski bi fi mu nekk nii tam xarit bi loolu moo koy indi kon Sénégal bu dul woon nit ñi gaaw nañ yegg frontières yi dana tëj Sénégal yu bari kenn ku ne ku soxla woon jaay nagam mun nga ràññee sa nag indi Daara jaay wala nga indi Dakar jaay kon affaire bi dafa jékki-jékki rek am te même ba léegi frontière bi taxu ko tijul mun na nekk nag réew bu amee problème rek ñëpp ñi doon war a ñëw du ñu mën a ñëw ñoom ñëpp tamit ñi ci gën a bari problème bi mën na yegg bi ci ñoom ñi ci gën a bari mun nañu ragal ñëw ñi ci gën a bari bu ñu déggee frontière bi tij nañ ko dañu ragal ñëw loolu yëpp di ci joué li ci gën a bari Sénégal man li ma leen di faral di wax tout le temps nañu toppatoo élevage bi ñu bay jéggaane bi tant que ñu ngi ci dootuñu dagg. waaw daan si ñëw léegi ma laaj la benn laaj ndax léegi da nga wax ni du fekkee ni taw dafa am nii rek dafa mel na waaw ma am na kuy nekk si ligne bi ma jël ko dellusiwaat salaamaaleykum mbokk mi allo. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. Papa Thiam dëkk Kër Massar dëkk Warak. noo tudd. Papa Thiam. Papa Thiam ñu ngi lay déglu. man dama wax comme ni waa ji wax léegi nii xaalis bi ñu jox nit ñi ñu ne mi ngi ci banque wala yu mel noonu. waaw. man li ma bëggoon ci état bi lu mu war a def. waaw. mooy jur gi muy xar muy nag. ñu jox ñi nga xam ne ay éleveur la ñu wax ñu jox teel leen a jox xaalis ñu yar ay jur yu jigéen ñu am ay doom ñu mën a am ay doom pour mën a tabaski wala tamxarit wala leneen mais toog ba tabaski jot ñu lay jox xaalis ngay jënd leneen loo xam ni par exemple du Sénégal loolu def naa amul njariñ mais suñu yëkkatee xaalis bi jox la ne la yaral 30 xar 100 xar yàlla suturaal la at bu xar mi amee doom ngay lu bat fanweeri xar yi am doom juróom-ñaari weer xar mën nañ ko tabaski muy góor wala muy jigéen wala muy bëy mais moo gën ñu toog ba tabaski ñu yëkkati ay millions jox la ñu ne ma ngi ca banque ba ñi jot nañu jotuñu nga dem jëli leneen loo xam ni dëkku ci réew mi mais ci sama xalaat man mooy bu heure bi jotoon ñu yëkkati par exemple nangami millions jox ko éleveur yëpp ne dem leen jëndi xar yar leen ko su tabaski jotee xar mi bu amee juróomi weer nga yor ko ba mu am juróom-ñaari weer ci at mi da nga mën a am loo xam ne da nga ko mën a jaay bu dul leen di déwén buñ ne mu tabaski bi tam dem tamxarit wala ci korite mais toog ba xaalis bi jot tabaski jot ñu door yëkkati million jox la nga dem di jëndi dana cher. waaw yow daal programme daal nga bëgg yow. programme nga bëgg nu tekk daal éleveurs yi ci boppam. nañ yëkkati xaalis bi jox leen. ne leen léegi jox nañ leen xaalis bi ci def sangam tabaski gaa ngi nii balaa tabaski del si déwén wala korite wala tamxarit ngeen jënd lu ma fanweeri wala téeméeri xar yu jigéen ak xar yu ndaw yar leen su ko defee bu boobaa ngeen mën koo jaay bañ a jëm bitim réew mais toog ba tabaski jot nga door a lijjanti ci diggante boobu ay millions pour di dem pelle di ko jëndi même boo ko di jëndi Sénégal sax ci parce que am na xari Sénégal yoo xam ni Sénégal lañu juddoo yaroo fi màgge fi te jariñu ndax lañ ne dañoo jëlee ay yeneen xar ñëw ko fi te ñooñu ay Sénégalais lañu loolu man boobu politique man d'accord ma ci wasalaam jërëjëf. d'accord Pape Thiam jërëjëf si sa intervention waaw léegi nu dellu soit si nag yi ndax moom programme xar la doon wax defe naa tam programme boobu mu wax mën na valable tam xëy na pour nag de toute façon daal leen si laaj seen xalaat léegi question bi mu ne posé woon sànq moo doon ni ngeen waxee dafa mel ne du fekkee ne nawet dafay agsi borom nag yi dootuñu sawar jaay seen nag maanaam dañu koy bàyyi ba mu xëy na gën duuf ñu yaakaar si njëkk pour jaay kër noonu la wala du noonu. noonu la gis nga xam nga loolu nag dafay gàllankoor bon affaire. xam nga nag bu nag balaa mu suur dégg ci nawet il faut mu dem ba mu am 2 mois 20 jours 3 mois ci lay nag bi commencé di yaramam ñëwaat normal nag bi nga xam ne dafa loofoon
bu duggee ci nawet tànk amagul 3 mois ci nawet bi du am yaramam normal am na nag yi nga xam ne sax balaa ñu am seen yaram normal sax nawet bi boo génnee sax ba nawet bu mu am ay 1 mois 2 mois ci lañu commencé seen yaram commencé ñëw ñi ci gën a bari nag sàmm yi booy nag yi loofe du ñu bëgg jaay seen nag dañu ne damay bay suma nag bu mu duuf mu jaay ko sabu Sénégal bari na ay éleveurs yu am nag bari na éleveurs yi nga xam ne ñu ngi bëgg a ràññi seen nag jaay kon kenn ku ne da ngay ne damay xaar ba nag yi suma nag duuf ma doog ràññi jaay xam naa ne nag lii mun na nekk bu ñu ko yégoo woon kii bi nag yi jóge Mali bari wuñu ñoom danañ ci profito kenn ku ne nga ràññi sa nag sabu tey comme ma jox la benn exemple tey Seeg Pël boo nekkoon tey comme ay département Podor wala dëkk foofu nga balaa nga dem foofu nga ràññee sa nag boo nga indi ko daara nga dugal ci indi Ndakaaru rek dana fekk kii bi paase na sabu loolu il faut mu mot 15 jours wala 10 jours léegi affaire bi dafa bette xam nga loola bette rek mun la loolu nag moo koy indi li ci gën a bari loolu moo koy gàllankoor affaire bi prévoir wuñu ko bu dul woon dafa kewoon au mois avant lii ñu tëj frontière bi kenn ku ne dana ko dégg message yi dana dem Sénégal partout kenn ku ne dana préparer dem ràññi nagam yi mu bëggoon jaay indi mu ne xaalal ma profité jaay comme que nagu Mali ñëwatuñu ba ñëwuñu wala li ñu ñëwatoon wa ñëwuñu noonu man de kenn ku ne da ngay ràññee sa nag indi jaay. waaw yow léegi foo teg li nga doon wax temps léegi bi ngeen dee wax ni gars yi expliqué nga gaal li nga expliqué leer na. seen nag du fekkee nawet dafa commencé kooku dootuñu ko bëgg jaay. parce que dañ koy bàyyi ba mu am poids. foofu ne ñu gën a amee. waaw yow sànq dama la laajoon ni la est-ce que yaakaar nga ni tamxarit bii nu nekk ndawal dana doy nga ni ma waaw foo teg loolu. li ma teg noonu nag yaa ngi wàcc. nag yaa ngi wàcc nag yaa ngi jóge frontière Mali. nag yaa ngi jóge Mauritanie nag yaa ngi jóge Daara Jolof côté yëpp nag yaa ngi jore c'est que li nga xam ne nag yaa ngi ñëw xam naa ne nag yi du manqué 100% dana mun na bañ a bari comme ni mu doon bare kon du manqué sax nag yaa ngi wàcc. nag yaa ngi wàcc foora fi mu nekk nii am na ay nag c'est que li ci gën a bari nag yu sew ñëw ci gën a bariwul nag yu mag. nag yu sew. yu suurul daal. waaw nag yu sew mooy nag bu mu xam ne dafa am ñaari at ñetti at ba ñetti at. loolu mooy nag yu sew mooy yooyu mooy nag yu ndaw yi veau moo ci gën a bari fi mu nekk nii ak nag yu mag te nag yu mag yi ñi ci gën a bari ñi doon def ay nar ñoom ñi ci gën a bari nag yu mag la ñu doon jënd ñëw jënd benn nag 400000 wala 500000 ñu dem ci jàkka yi seddoo nag yi loolu boo ko defee nag bu ndaw boo ci am bénéfice bi nga soxla. nag bu ndaw dana peser à peu près combien. nag bu ndaw day peser ay 60 kilos 70 kilos. 80 kilos mooy veau yi. waaw ba 100 kilos. te yooyu actuellement ñu ngi jar ay 200000 ba 250000. veau yi waaw. mais du fekkee période normale la boo xam ne nag am na veau yi dana jar ñaata. ay 150000 normalement 150000 lay war a jar. kon comme que période bi nag yi bariwul njógu bi dana augmenter tuuti il faut mu am ay 175 200000 xam nga nag tam ni du nekk benn qualité gis nga mën nga gis nag bu am ñetti at mu jar 150000 nga gis bu nag bu mën a am ñetti at mu jar 300000 ma 400000 loolu ci qualité nag yi la sabu léegi am mën na nekk benn veau bu nga xam ne mu ngi peese ay 120 kilos wala 130 kilos fekkee ñetti at kese la am dangay gis nag bu am ñetti at muy peese ay 60 kilos 70 kilos. mais yi peser yi jar ay 300000 yooyu ñaata ñuy peser à peu près. normalement da nga koy def rek xam nga kilo yàpp mu actuellement mu ngi ci 2800 ba 3000 loolu boo ko calculer te xam nga veau tout le temps veau mooy gën a cher ci nag bu mag sabu da ngay mel ne léegi boo jëndoon nag bu mag mu taxaw la kilo de 2500 veau il faut mu taxaw ay 3000 sabu veau moo gën a cher ci nag bu mag. sabu ci ndawal bi dañu calculer ndawal veau bi moom moo gën a baax moom moo gën a nekk ci nag bu mag bi loolu moo tax tout le temps seen kilo bi ñu koy jaayee dafay am différence. waaw léegi li ma la wax man la. na ko 300000 dana peser à peu près ñaata am na ku nekk si ligne bi ma jël ko mbokk mi na nga tudd ak fay wootee allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi na nga tudd ak fay wootee. ñu ngi wootee bitim réew. na nga tudd. da nga koy leb waaw ñu ngi lay déglu mën nga wax. ok ma ne maa ngi wootee bitim réew dama jàpp kii bi rek déglu seen waxtaan wi ci affaire sàmm gi ngeen wax. waaw aywa. waaye vraiment li ma métti ma mooy Sénégal lu tax li ñu am ci suuf ak jur ak xar ak àll te mënuñoo fexe ba
bay li ñuy soxla ci yooyu ñu yaral ko seen bopp te parce que coow li mooy kenn ñemeetu te yar xar léegi ndax saay-saay si assemblée nationale lan la ñuy jëriñ ñu yor si lan la ñuy jëriñ état lan la ñuy jëriñ te jël ay daan yoo xam ne di ko teg ci ñi nga xam ne ñooy ñu sàcc xari jàmbur yeeg nagi jàmbur yeeg fasi jàmbur yeeg ay at nit ñi kenn ku nekk di ko jóg kenn ñemeetu te yar xar kenn ñemewuta loo am boo tëddee doo nelaw lu tax ñu jëluñu ay daan yoo xam ne di ko teg ci ñoom nga xam ne kuñ am ganaar sax boo ko sàccee sa waay tëdd fu keet teg daan yoo xam ne yii kuñ ci jàppati waaye doo dégg mukk kuñ ci jàpp ñu tëj nañ ko wala nangam xanaa di wax rek lu ñu dem fenn parce que lii dana leen yàgg naqari parce que li mën a faj affaire bi mooy ñu teg ay daan yoo xam ne kenn dootu ñemee sàcc xaram kenn bu ko defee ñu mën a yar seen i xar mën a yar seen i tur mën a yar seen i nag waaye li fekk loolu jëlewuñ ko fi te loolu yëpp na mi commencé ci assemblée nationale ñu war teg ay daan ak justice bi ñu war teg ay daan état bi ñoom yëpp ñu ànd bañ cee kaf bañ cee caaxaan kuñ ci jàpp mën na la ci tëj sax sa ñaar fukki at ak fanweeri at boo ko defaatee ñu tegaat ci yeneen fukki at mooy dëgg mooy yoon bu ko defee nit ñi am fitu jar xar wala nag waaye defuñu ko fi mu ne nekk nii dañuy bàyyi di wax rek ci defuñu dara dañuy coow rek waaye duñ dem fenn te itam lii dana fa yàggam parce que itam daanaka lu ci bëri sax seen mbokk yee leen koy teg parce que ñoom lu ñëw rek ñu yokk ko lu ñëw ñu yokk ko teg ci daan bu dee ci suufóor si ñu yokk bu dee ci sàmm si ñu yokk bu dee ci marché bi ñu yokk te loolu yëpp loi yi baaxul doxaluñ dara teg ay daan am ko lu neex waaye mu def lu mujj fenn loolu moo dul dëgg doolu yoon dañoo war a jël ay daan yu sewet di ko teg ci ñu mel noonu ba nga xam ne kenn dutu am fitu def ko bu ko defee nit ñi seen xel mën a dal seen fit dal ñu mën a yar xar mën a am jàmm waaye li fi defuñu loolu foofu li day bëri rek masla bu bëri moom massa bu bëri rek loolu rek la jërëjëf merci jërëjëf sëñ bi sa def naa li nga wax am na solo damay wulutu léegi si Cheikh Ka dégg nga waa ji lu mu wax am na ñaari point yoo xam ne moom la wane moom daal nee na gis-gisam moo doon ñu taxawal benn programme boo xam ni dañuy seet naka ñuy def comme ça li nga xam ne moom la ñuy soxla si ndawal ñu amal ko suñu bopp beneen bi nag mu ngi ñëw si tam ni ñu seetaane ñi nga xam ne tam ñooy càcc te càcc yi nekk gàllankoor bu rëy rëy ndax bu fekkee dañuy xool rek statistiques yi li ñuy wax ni moom lay jur at mu nekk dana léegi sax dafa naa passé na ñaari milliards ñoo ngi xay ñetti milliards léegi ñaari point yooyu programme bi ak affaire wu maanaam càcc gi ban xalaat nga si am yow bu njëkk bi si programme bi mu wax ni ñu teg programme boo xam ne dana tax li ñu bëgg a am même du fekkee dañ koy teg fi léegi ay 10 ans wala mais daal ñu taxawal programme yow gis nga programme wala noo gisee mbir mi waaw xam nga programme mënul ñàkk parce que soo xoolee réew yi gën a bëri nag ci bitim réew fii lañ jëlee nag yi foofu na nag yi ngay dégg Brésil Bouchra yi ngay dégg yi seen d'origine fii la jóge fii fan Kédougou ah bon bàyyi bu fëgg bi waaw Sopela autant xam nga yaa ngi doon dégg Sopela wala daanoo ko woon dégg nag xeetu nag la Sopela waaw benn genre lii la woon ay vétérinaire la woon directeur Sall moom moo nekkoon foofu ñoo doon jënd nag yi ñun bi ñu nekk ay xale boobu dañuy ñëw daara jënd lu mat ay junni wël la nag yu jigéen yu ndaw rek la ñuy jënd yóbbu ko yaa ngi dégg defal leen ay ferme nag yooyu tey ñoo dem ba nekkaat ay nag yow soo jiwul fan lañ ko daan yóbbu bitim réew waaw soo jiwul doo deqi il faut que nga ji mais yow soo indee ay kuuy rek kuuy te nga indi ay kuuy yoroo ay nag yu jur kuuy bi lan la lay jëriñ ah soo demee nga indi junni nag yu jigéen nga def si benn kuuy junni nag yëpp jur beneen at ñaat nag ngay am doo am ñaari junni ah mais soo indee benn kuuy nga jox ko Demba wala nga jox ko Seex Pël nga ne ko benn kuuy bi na topp sa ñetti nag yi nii su juree beneen at juróom benn nag rek ngay am doo jaay ñetti nag yëpp xanaa de benn ngay jaay dese ñaar il faut que nit ñi ñu indi ci ay jëli ci ay wëll indi def ko ci réew mi ay nag yu ndaw yu jigéen ñu indi ko bàyyi ko ci réew mi parce que réewu Sénégal bii nii réewu xew la li ñuy rend ci xar ak nag si at bi amul benn réew bu koy rend ci àdduna bi yaa ngi dégg Mali amul benn xew-xew booy gis bu rend téeméeri nag Sénégal nag xew-xew sooy xew sax soo moytoon nga rend téeméeri nag soo tabaski su ñëwee li ñuy jënd ci xar kenn xamul nu mu toll te encore élevage nu tabaski rek mooy élevage
nañu xam ne yeneen xew-xew yépp ci élevage la bokk. journée élevage ak tabaski rek soo xoolee moom mooy élevage su xasee ba weesu amul leneen lu ñuy wax ci élevage. tam xarit ñun xanaa ñun ñooy yenn rajo yi ak télé yi ñun ñoo koy wax ak ñun ñoo xam dañuy liggéey foofu noonu man de musuma gis élevage sax ñu ngi wax ci tam xarit man musuma ko dégg su dul ren nag yi xawee manqué ñu wax ko. tabaski moom nag su jubsee wala su naree jub si moom dinañ wax élevage ñu ne dugg nañ fii financement génn fii dem leen fële nit ñi bëkkante def lu ne clients yi tamit ne bëkkante fi reyante def lu ne yaa ngi dégg nit nag doo bàyyi ba heure bi nga doog a jóg nañuy jóg dëpp ci teel tabaski dafa waroon su weesoo rek ñu teg programme année prochaine bii di ñëwaat yaa ngi dégg tam xarit ka zalik màggal yi ka zalik màggal gii ngay gis nii léegi tey suñu départul jënd ji ay nag Mali ak Mauritanie tey duñu am nag ñi ngay dégg ñu ne junni nag ñaari junni nag yépp heure bi la ñuy départ dañuy dem 1 mois avant wala 2 mois avant dem jëndi nag yi indi ko parce que li ñuy soxla si nag mënatuñ ko am fii nii léegi nag su fekkee loolu noonu mënatuñ ko am fii ñu dem jënd ji ay nag yu jigéen yoo xam dañuy mën a jur jox ko yow ku mel ne Demba te soo ko joxee ñaar téeméeri nag ngeen signante ay accord nga ne ko dans 40 ans wala dans 35 ans nga koy fay ah yaakaar naa ne su ko yoree su dul beneen musiba moo si dal dana fay xaalis bi mu des ak nag yooyu donc si réew mi rek lay duggaat wala leneen lu ci topp li ñuy wax li sàcc bi. attends si dama la bëgg am benn laaj bi mu lay laaj ci affaire wëlu yooyu nga doon wax. waaw gis nga ñoo xam ni comme ni nga ko doon wax jël fii ay wëlu yóbbu feneen. ba mu jur lu dul jeex. waaw fii wëlu daf fi manqué. fii amul wëlu sooy xool. amul nag yi duñu jur. nagu Sénégal yi ñoom ñoo dul jur man suñu dëkk man suma bopp laa lay wax de am na nag yoo xamante ne toog na ñeenti at juruñ parce que nawet amatul nag soo déggee muy jur nawet moo tax nag su suuru rek du jur amuñu àll bu ñuy lekkee amuñu ndox bu ñuy naan tuuti sax xanaa tuuti lu ci Macky Sall xaw a defar jamono yii nii mais su nekkul loolu bu njëkk nag day toog 3 fan wala 2 fan mu ngi du naan. ndax ñàkkum ndox. Macky Sall nag bu mu ñëwee defar na ci àll bi yépp ay forage ay seetu d'eau ñun suñu dëkk de même fu ñuy wax. seen dëkk mooy fan. Jolof. waaw même fu ñuy wax fii Ferlo moo gënoon a jafe ndox ci Sénégal. da nga doon gas teen nga gas lu mot ay 70 mètres doo jot ndox def na ci ay forage taxawal lépp mais. nit ñi tamit ni il faut que ñoom. ndox moom wax jur gi mi ngay naan. si la ñu naan. bon kañ léegi jur yi mën nañu indi ay. wël waaye yow xanaa da ngay yaakaar jur ci benn jour da nga koy defar mu jur benn jour màgg benn jour. nga jaay benn jour déedéet déglu woo dama ni. waaw bon kañ léegi. puisque ndox teew na. ma ni donc ay wël ak yooyu du leen indee daanu mën am. fu mu naan ndox ba gouvernement bi moom day dem jëli ji ay nag indi ko fii nii mais comme tey soo demoon. soo demoon tey Mali bii nga ne da ngay jënd ji ay nag yu jigéen ñoom dañ ko tere génn si réew mi. ñan Mali. te ñun amuñu ko ñun. Mali soo demee nga jënd ay nag ci laissez-passer bi man damay Mali laay dem di jënd ji ay nag laissez-passer soo defee nag yu jigéen doo génn réew mi nag yi du ñu génn. waaye yéen boo nu ngeen def ba am ay wël ay nag yu jigéen. nañu dem Europe am na ñoo xamante ne. jënd ko foofu. am na ñoo xamante ne Brésil yor nañu ay ferme yoo xamante ne soo ñëwee nga ne 3 junni wël laa soxla ñu jaay la ko. bon daal il faut que ñu tukki pour am ko. waaw. Maliens yi dañoo tukki pour amay nag. waaw ñun suñu wël yi ñu jëloon fii yóbbu ko kooku. ñoom ñoo nekk foofu ñu leen koy jaayaat tey. Soppelaa moo ko jëloon demal nga tàppe soo tàppee si YouTube da nga ko gis nga gis lépp. dañ la woon fu mu jógee ak fu mu jaar ak bu mu def ba nekk loolu. Soppelaa lan la moom. Soppelaa ban kii la nekk. Soppelaa bu njëkk balaa ay ministère élevage yi am fulla ak fayda yow Soppelaa moo fi nekkoon. Jolof koo laaj ci Jolof ñoom xam nañ soppi lan mooy Soppelaa. aɗa andi Soppelaa Demba Naar walla boo wonaa ɓee ɗon Samba ɗon heɓi coodoo ñal waxal bi ñëpp dégg waaw man kay damay wax ba ñëpp dégg donc léegi daal ñun yi nga xam ne moom leen wër wuti bitim réew mooy yi nga xam ne moo nekkoon fii si ñun waaw ñun ñu toog ba gars yi jël ko yóbbu ko fee defaraat ko ba pare war tey ji duñu ko jaayaat waaw loolu nag tey ji il faut que ñu am ko pour que suñu élevage mën jóg mën a taxawaat dëru loolu du mën taxaw ñu am ay junni stock nag donc ñun suñu tumuraanke si wàllu nag yëpp loolu rek indi waaw ak xar waaw man kay gis nga xar donc solution am na kay waaw léegi lu tax jëmunu si wàllu solution boobu waaye man mënu ma ko def kii mënu ko def déedéet waxuma yéen kañ waxtaan ak yéen si kii ngeen bokk waxtaan ak seen
kii nu mu tuddati encore si association yi ngeen bokk pour mu yóbbu ko ministère ak yu demee noonu yooyu. waaw loolu moom lu ñuy waxtaanee. tax ma ñëw si Demba Naar encore yaa ngi doon wax ci sàcc bi. maa ngi ñëw. dama ñu jeexal chapitre bii ñëwul. waaw Demba Naar gis nga léegi fi nu ak wël yi amatu fi. waaw te léegi à partir de du fa amatul donc dara mënul développement nag mënul am. xam nga waaw léegi naka lu ñuy def. xam nga lenn laa leen di bugg a wax Sénégal ñàkkul sax nag. ñàkkul nag gis nga Mauritanie ak Mali dañu fi ñëw daara ñuy jënd ay vollu di delluwaat Mali wala Mauritanie amoon na ay jamono ñoom bi ñëw ay année sécheresse yi passé woon yi Mauritanie seen nag dafa jeexoon Mali kasaalaka léegi nag ñoom dañu ñëwoon fii di jënd vollu di dugg laaj ci biir Mauritanie. kon xam nga lan mooy sunu problème pays yi ñoo am différent ñun Mali gënuñu bari nag. Mauritanie gënuñu bari nag xam nga lan mooy sunu problème ñun li ñu consommé ci nag moo bari. ah bon nag da ngeen waroon am ay wëlle yu bari. voilà loolu nag mooy problème bi li ñu consommé ci nag mooy bari xam nga loolu moo tax tout le temps ñu ngi jooytu élevage na def gëstu xoolaat élevage bi nu muy doxee baaxul sabu élevage bi at yi sécheresse yi dafa tegaloo bu mu tegaloo nag yi li muy jur bareetul xam nga nag tout le temps muy kiif chaque année muy kiif dangay gis dangay yor ñaari téeméer nag yu mën a jur yu war a jur ci année bi boo moytul boo demee fukki nag mooy jur xam nga lu tax ñi ci gën a bari sax dañu avorté. amatuñu doole amatuñu doole ba ñu judd doom yi dañu dee. ci rajo laa nekk nag bugguma ko xam nga léeg-léeg am na looy wax man année daaw man sama nag plus de 70 nag ñoom ñëpp dañu avorté. xam nga yooyu boo xoolee boo ma ko amee keneen am ko loolu ñaata nag. lan moo indi woon loolu. li koy indi mooy kiif. xam nga nag kiif boobu ak ñàkkum ndox. voilà xam nga kiif boo nag yi ba ñu demee ba ñu xiif am na foofu ay saaru garab yi nga xam ne damaa xamul lan lañ koy wax ci wolof mooy ñun cafatu yi lañ koy wax. àll bi dafa am ay. caxat gis nga caxat boo demee ba nga xam ne caxat yooyu ñax bi foofu lay mujj ci ronu caxat bi. caxat nag dafa xaw kii bi ndox bi dafa xaw a weex léegi nag caxat boobu boo ci ndox mi tokkee ci ñax bi boo ko nag lekkee rek nag bi automatiquement day avorté te ñax bu jeexee rek ñu gis foo ñax bi il faut ñu jëli ñax bi te caxat boobu ndoxam dafa xaw a weex ndox boobu gis nga caxat fas sax du ko lekkee du jur day duuf boo nga xam ne du jur. waaw léegi duñ dellusiwaatee si waxtaan wi si li ñu doon wax léegi ñàkkum li nga xam ni mooy wël yi donc léegi si ni ngeen waxee mën nañ taxawal léegi programme war nañ mën taxawal léegi programme boo xam ni wutaat xëy na ay wël te bàyyi itam di jaay wël yi ndax sànq dégg nga Cheikh Ka mi ngi doon wax. Mali moom doo fa demee wël moom duñ la may nga dugal. ko waaw mun nañu donc léegi à partir de loolu jigéen tam def naa du taxawul tam jur da am de. xam nga donc léegi programme war na mën a am. xam nga Sénégal programme élevage moo amul xam nga lu tax tey ba ñu nee woon vol yi du ñu leen di jaay am na ñi nga xam ne mënuñ ñàkk jaay vol yu jigéen yi saba tey boo yoroon sa ñetti nag yi amuñu nag bu góor amul dara vol rek nga am te ci nag yi nga dunde bu desee vol yu jigéen yi. boo sa dund jeexee forcément nga jaay wëllu yi loolu mënul ñàkk man li may wax élevage nañu xool ministère de l'élevage ak technicien élevage yi nañu xool sàmm yu mag yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ko ci àll bi di sàmm ñu geestu ñu def benn taabar rondo ñu waxtaan affaire élevage bi ñoom ñi nee leen lii ak lii la ñu am problème yooyu yëpp ñu dajale ko boo xaree ñu xool ci solution li ñu def pour élevage bi sax gis nga élevage Sénégal bu ñu la nee nag yi ak xar yi ak béy yi li ci dee par at doo ko sax guum li ci dee par at doo ko sax guum te élevage. léegi li à peu près ñaata la am nga si kii xayma. waaw liñ ci jaay dafa bari li ci dee dafa bari xam nga loolu nag bu dee dee bi dafay bari. dépend njaay moom il faut ma am kon dee bi moom la ñu war a xoolaat lan moo koy indi. ah doxal ngeen si ñàkkum coono gi ak ñàkkum coono bi ak ñàkkum faj. xam nga chaque année campagne dafa doon am. mooy campagne bi ñuy wax patarloos moom moo gën a
pays de Sahel yi moom moo gën a bari lu muy rey fi ay nag li ci gën a teguwaat mooy feebar bi ñu wax feebar joppe feebar bi ci teguwaat mooy feebar bi ñu wax feebar bade. waaw mais Sénégal neen si wàllu feebar léegi nee na ñoom seen affaire tànn na bu baax. non temps directeur régional bi waxoon nañ ko fi ndax. laaj nañ ko xeetu kii boobu mu ni ñoo ngi vacciner sax normal. mu ni ñun man mi Demba Naar de gisuma taj ki ku koy vacciner ay nag dans le département de Podor man fi ma dikk gisuma ku fay vacciner ay nag sax ñun daaw ba ren gisuñu campagne kon nag bu ñu ko waxee man de wax dëgg yàlla teguma ci bët wala bu dee am na fu mu am nañ ko wax dëgg yàlla man gisuma man de gisuma. te loolu moom doo amul rek. waaw nag bi du mën bari. patarloos tànk nag chaque année dañ ko war a defal patarloos forcément dañ ko war a defal patarloos ak feebar joppe bi mooy bi ñuy wax ci pël yeeda ak ci feebar mooy saaru comme feebar bi ñuy wax bade yooyu forcément nag yi am que chaque année bu ñu ko amul rek mooy nag bi dana feebar yooyu nag lu muy rey ci nag yi kenn xamul nu mu toll na même chose xar yi noonu lay mel loolu nag programme boobu nag boo amul boo pare boo taxawee nga ne balaa nga soxla xar wala nag rek nga dem bitim réew est-ce que loolu du solution nañu déglu sàmm yi li ñu leen di wax. yéen leen di wax. li ñu wax nañu def ronda taabal ak ministère de l'élevage ak technicien élevage yi ak ñi nga xam ne ñi ci jóge ci ak sàmm yu mag yi. waaw ñoom si loolu dëkk. dëkkuñ ci. gis nga sàmm yu mag yi man yi ma xam. waaw man gisuma sàmm yi ñu mus leen sax woor yi ñu. waaw xanaa sàmm yu mag yooyu ñoom. li nu moo tax ñoom soxlawu na ay réunion pour ñoom mën na demal seen bopp. am mënuñu demal seen bopp xam nga lu tax. musuñu yegg sax réunion élevage ndax am na. waaw man sàmm yu mag yooyu du ñoo am xaalis xëy na loolu tax soxlawul réunion yi parce que réunion yi pour dimbale xëy na ñi nga xam ni amul loolu. xam nga mu taar. boo dégglante rek ñu comprendre li mu bëgg a wax. xam nga tey sàmm ba nga xam ne mu ngi dëkk fer la yor nagam yor xaram tànk yégaloo ko lii xew moom du xam lu xew am na ñi nga xam ne duñ sax déglu rajo. waaw mais am ngeen ay kuréel yoo xam ne xanaa dana yóbbu. kuréel yooyu wax kese moo fi nekk. dana yóbbu wax ji ba mu dem sa kaw. ma ne wax moo fi nekk programme amul fii loolu man Demba Naar maa ko wax. waaw daan del soit sox ji Demba daal may fàttali mbokki auditeurs yi yéen ngeen topp seen émission waa Sud FM te ji nuy waxtaane si li nga xam ni mooy ay mbirum nag yi surtout li nga xam ne moom mooy ndawal bi ñoo ngi nekk jamono tamxarit ñoo ngi wax prix yéeg na bu baax a baax si wàllu nag yi di seet loolu lan moo ko waral dem tam ba sa biir xool programme ndagam am na te naka nan war def ngir loo xam ni dañ ko mën soxal si wàllu ndawal nu koy mën am suñu réew ni ñuy waxtaane nag ni muy demee ñoo ngi gis que surtout si wàllu nag daal dafa fekk ni wël yi maanaam nag jigéen ñi ñoom ñoo fi amatul donc loolu doo ko gisee dafay mel ne programme war na mën a am du fekkee ni ñoo ngay liggéey si wàllu fexe ba wël yi daal di nekk loo xam ni dafay teew bu baax a baax fii si Sénégal léegi damay dellusiwaat ak Cheikh Ka di fàttali yow yaay président des jeunes éleveurs bu Foirail si li nga xam ni moom la doon wax léegi ak Demba Naar maanaam moom dafa wane ni que li nga xam ne moom mooy vaccination bi te muy loo xam ne lu am solo si wàllu nag bee xar beeg jur bi rek si gàttal loolu dafa nekk loo xam ni daal nee na defin bi daal dafa des wala sax moom nee na gisatu ko te loolu mooy tax tam jur gi di mën di nekk daal si yaram boo xam ne dana tax nuy mën di développer di gën di bare yow ban xalaat nga am si mbir moomu si wàllu vaccination bi. waaw vaccination moom lu baax la te yaakaar naa ni nag yi moom nit ñi ni élevage. waruñu yàccaaral bay toog bañ leen naan vacciner leen ñoom ñoo waroon a jóg dem ci ñi nga xamante ne dañ leen di vacciner ñu vacciner jur gi. nga may ma ñëw. am na ku nekk si ligne bi salaamaaleykum mbokk bi. allo sëñ bi na nga tudd ak fay wootee. allo waaw ñoo ngi lay dégg man ni na nga tudd ak fay wootee. maa ngi tudd Abdoul Aziz Guèye. Abdoul Aziz Guèye waaw fay wootee. yaa ngi dégg de. waaw ñoo ngi dégg. maa ngi dëkk Ndakaaru di apprenti éleveur. waaw ñoo ngi lay déglu Abdoul Aziz. waaw maa ngi doon suivre émission bi bëggoon ci joxe rek sama participation bu ndaw. aywa. dégg naa sama mbokku sàmm yooyu li ñu wax. li ma ci jëkk a wax mooy. kenn ci ñoom wax na ko. programme mu élevage rek dafa war a am ak ministère de l'élevage ak ministère bu mu mënti doon mënul defar élevage bi sans les éleveurs. bu ñuy wax éleveur nag waxuma commerçant am na ñoo xam ne ay commerçant la ñu dañuy dënd jaay rek maintenant yooyu sax xëy na am nay jamono dañuy doon am carte ak yooyu
sama participation mooy bu dee ci wàllu nag yi la ñuy wax ak wàllu xar jur fi muy amee solo mooy mu mën a lekk naan fonction de reproduction li muy jur noonu c'est une fonction de luxe nag bi bu suurul du jur bu fekkente ne dafa ëmb sax ba mu tollu diggante bu fekkente ne amul lu mu lekk lu doy dafay avorter moo xar beeg leneen bu mënti doon waaye léegi naka la ñuy fexee dootuma li ci wax bari na nag dama jàpp ne pour ñu mën a defar suñu élevage il faut que ñu am pexewu dundal jur gi 12 mois sur 12 ci ëpp ci li ñuy dundalee ñun mooy am na ku ko wax ci plateau bi ci nawet bi la ñuy dugg nawet boo ciy dugg nag bi day yooyu bu ñu génnee nawet bi 3 mois 4 mois boo ko xoolee mu delluwaat en état d'embonpoint donc day jaadu tey ñu seet ay pexe yoo xam ne dinañu mën a dundal jur gi ak ñax bu tooy 12 mois sur 12 mooy ci fi ma gis culture fourragère loolu pour ñu mën ko def dundal jur gi yor sa jur rek yor saw yat ci jiital téeméeri nag à un moment donné loolu dina indi problème fokk ñu trouver solution yoo xam ne kenn ku nekk fa nga ne di nga mën a am ni nga amee ndox mooy naa ne di nga mën a am parc boo xam ne di nga fa dugal say nag pour ñu dundee commencé woon na fi wax moom yenn programme yi fi amoon depuis le temps de la SODES mais bu yoo demee ba ci biir loolu yëpp dañ ko bàyyi donc sama contribution daal mooy pour ñu mën a am un cheptel boo xam ne bu ñu soxlaa dinañ ci mën a jël te dootuñu ko jéggaani il faut que ñuy dundal jur gi dundal ko nag noor ak nawet ci ñax pays yi ngay wax yëpp dañu commencé ci loolu li ñu fiy wax noonu élevage bi defee nañ ko ni Maroc 1959 la commencé dugal yenn xeetu mbéyum ñax yi bu ñu demee ba ñun mënatuñu béy ñax àll bi ñun ñaa ngi yokk li ñuy tool yi ñuy béyee day bari mënatoo def ci ranching jàpp sayu nag rek topp ciy dox déedéet loolu dafa laaj àll bu yaatu te loolu amatul donc lii des mooy yeew saw nag wala nga yow saw gétt dem mën a gub saw ñax ñëw jox ko wala boog ngay sàmm ci loo xam ne lii sab moomeel boo ci sàmmee buy lekkee lii bu subaa nga roose lii bu ñu lekkee lii bu subaa nga roose loolu nag xëy na xarala yi fi mu toll nii maye na mu mën a nekk nga am forage def ci solaire muy xëy di roose te doo jënd gasoil doo jënd courant am na ci ay expérience foofu ca Jolof am na fa boo demee Daara am na fa boo demee Linguère bala ngay dugg Linguère sax ca maire ba am na fa donc expérience yaa ngi fi maintenant synthétiser ko déployer ko à l'échelle nationale moo fi def loolu daal laa jàppoon ne culture fourragère utiliser de l'eau jël maanaam ay pompe forage yoo xam ne da nga ciy def solaire ñu mën a roose ñax mi loolu laa jàpp nag yi ñu mën koo sàmm ci nga xam ne ñax mu tooy noor ak nawet jàpp naa ne loolu mooy permettre élevage bi développé nag buy lekk ñax bu tooy noor ak nawet at bu jot dina jur boo amoon problème mu wëllu sax di nga reconstituer cheptel bi parce que fexe nga ba am sa jur lu ñuy lekk lu doy maa ngi leen di gërëmal leen sant jërëjëf dégg na sa kii nu del soit si vaccination ensuite daan leen jox parole yéen ñëpp ku nekk nga jox xalaat li mu wax sax def naa nekkoon na loo xam ni wane woon ngeen ko tuuti indi na si ay solaire rek yoo xam ne sax di am na xëy na dafa bareegul ak yu demee noonu mais ñàkkul ne duñ ko yaatalee danañ mën nekk solution mbokk auditeurs yi yéen nga topp seen émission si Sud FM 88 628 98 98 du ngeen bëggee bokk si émission bi Cheikh Ka yow yaay président wu jeunes éleveurs bu Foirail léegi ñoo ngi nekkoon si wàllu vaccination bi nga xam ne lu am solo la rapidement nga àggale waaw vaccination man dama yaakaar élevage waruñu yàccaaral boo xam ne ba ñu naan fii vacciné nañ fële vacciné wuñ fële parce que man ci réew yi ma dem ñi ci Afrique damay gis su demee ba lool li gouvernement bi si boppam mooy jël ay mesures am joxe ay médicaments mu ne vétérinaires yi wàcc leen si terrain bi gétt ak gétt ngeen vacciné nag yi Mali bi ma dem Mauritanie bi ma dem Burkina bi ma dem Côte d'Ivoire bi ma dem ñooñu ñëpp noonu laa gis ñu ngi def Sénégal nag ñoom moom mun na am dañu vacciner benn côté bàyyi benn côté mais côté Kédougou moom gis naa ne ñoom dañuy vacciner foofu noonu côté Jolof bi nag yi dañu xaw a bon dañu xaw a soxor. dañu xaw a soxor ma ak si waaw te encore. ma ñëw. ñu jàpp côté Jolof bi. salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee.
waaw maa def waaye maa ngi tudd Mbaye Ciss. Mbaye Ciss fooy wootee. maa ngi wootee ba Morolan. ñoo ngi lay déglu Mbaye Ciss. dama bëggoon a participer rek ci émission bi. aywa. waaw léegi man nag du ma wax ci problème mu élevage bi damay wax ci problème mu entre boucher bi ak jur bi allo. waaw ñoo ngi lay déglu. waaw léegi manka bi ñuy wax sàmm bi ci la bokk. mais ni ñuy reyee jur gi ci Sénégal moo jaadu parce que jur gi ni ñu koy reyee teguwul ci norme élevage parce que na ngeen recensé li fiy xew ci xew-xew ñuy rey jur gi nga xool ak élevage bi ndax dina ko attan wala déet loolu la ñu war a xoolaat dëkk yi nekk en Afrique dëkk bu mel ni Sénégal ni ñuy dundee ci ndawal amul. moo tax sàmm yi mënuñu fournir nit ñi ci ndawal mënu nekk. parce que loolu rek laa amoon contribution. waaw. jërëjëf merci sa contribution boobu am na solo trop consommation bu mag a mag bi nga xam ne mooy am fii. waaw Cheikh yaa ngi woon si. xam nga loolu sànq wax naa la ko. man. événement yu bëri yi. man fi ma dem ci Afrique. te musuma gis ni ñuy reyee fii nii nag amul fenn fu ma ko gis ci Afrique su dul Côte d'Ivoire parce que soo calculer Sénégal fii nii même su nekkul événement jour ordinaire chaque jour juróomi téeméer nag dana dee fii nii loolu nag soo yoroon machine buy defar ay nag sax su yàggee ñu jeex. par jour 500 chaque jour. waaw loolu fu muy dem. abattoir ak abattoir bu Tëngéej. xar nag waxuñu la ñaata ay junni xar yaa ngi dégg. te pare production bi bariwul. waaw production bi bariwul nag yi dañ leen di rey jur gi bariwul xam nga su fekkee dañuy rey dara ba pare lu toll loolu di jur ci at bi day mun a ñëwaat quoi. waaw te kooku sax encore ni nga waxee nii war na nekk du fekkee ne loolu moom am noonu war na nekk benn créneau boo xam ne sax dañ ko war gën exploiter parce que. waaw léegi te loolu noonu man pour man dañ ko doolelul yow élevage tey suñu waxee tey ñu ne élevage day financé ñu ne 5 milliards wala 4 milliards la ñuy joxe éleveurs yi nit ñi di tëpp si di reyante di tëbbante di dal yow chaque jour lopp 150 millions mu ngi génn di dem weer bi soo calculé ñaata milliards la. waaw kooku kenn xamul naka la toll. bari na waaw léegi yow soo jëlee 5 milliards nga séddale ko ñooñu yow kay da ngaa wàññi seen doole yokkoo seen doole wala. 5 milliards soo jëlee nga séddale ko ñooñu da ngaa wàññi seen doole yokkoo seen doole nañu jëli ji ay wëll ñu indi ñu lebal ko nit ñi sàmm ko nag yi jur xar yi jur xar dootul seer fii nag dootul seer fii ministère élevage bi ngay gis nii man sax suñu ma ko joxoon ma doxal ko lan moo jafe si doxal ministère élevage wala man Macky Sall su ma autorisé woon mu jox ma ministère élevage mu ne seex jox naa la ko dama koy doxal. ah mais élevage dafa amul xaalis. waaw dama koy doxal. seen budget parce que xam nga lan mooy 22 milliards. waaw la woon de. 22 milliards du xaalis 22 milliards xaalis te encore leneen tamit ne dafa am gis nga sàmm yi il faut que ñoom it tamit ne ñu jóge ci lii dem ci lii ñoom il faut que nit na sàmm bay su ñu defee sàmm bay nag yi su yëpp mënul raw tamit dana am yu raw da nga dundee tamit ne li ngay bayee li mais soo toppee ay nag kese wala ay xar kese xar yi duufuñ prix amul nawet amul su yàggee xar yi jeex nag yi jeex mais sooy sàmm di lekkal nag yi di lekkal sa bopp su yàggee yow da nga taxaw nag yi taxaw wala. waaye est-ce que politique bu am mel noonu tey jii nekk na loo xam ni tam taxawal nañ ko wala élevage initié na ko parce que tam nit ñi tamit il faut que nga indi leen si dara wan leen ni kii du ngeen si duggee mën na leen jàppale yéen itam ngeen indi lii pour que mu mën dox. waa élevage moom ñoom man pour man suma bopp man seen communication des na. mais en terme de programme est-ce que programme yooyu laa am na d'abord waxuma sax. programme yi am na culture fourragère am na. culture bi fu mu toll tey fourragère. waaw am na ñoo xam ne ñu ngi leen di daggal parce que soo demee côté Koyli am na benn lii bu ñu defoon foofu parc bu ñu defoon foofu noonu ñu ne nañuy bay foofu noonu ñax bi def ay garab pour ñax bi mun a taxaw garab yi mun a jàpp ñax bi su ñax jeexee nit ñi ñëw di góob foofu noonu di yóbbu mais ku yoree xam nga ñeenti téeméer nag wala juróomi téeméer nag góob munul si nag yooyu dara wala góob munul si nag yooyu dara su fekkoon tey usine la ñu taxawal yow sàmm bi
soo demee ba nag yi nar a dee yoroo xaalis sax da ngay dem signanteeg usine bi accord boo xamante ne da nga koy wax man jox ma ripaas su nawetee ma jaay sama yëkk fay la day am wala du am da lay jox parce que gis nga yaa ngi yore lu toll noonu problème bi ngay dégg bi yépp su nekkoon nag yi dañ leen di pikiir nga yore sa kayit bu ngay pikiiree bi soo ñëw ci banque sax nga won ko kayit bi nga ne ko lii laay pikiiree samay nag lebal ma xaalis yore naa nangam bu toll nii institution de état moo ko defar banque bi da lay lebal wala du la lebal wala problème bi il faut que nit ñi delluwaat ci seen bopp ñu toogaat waxtaanaat def tour aux tables acteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo war a mun a doxal élevage ñu jox leen ñoom ñu doxal élevage. mais acteurs yooyu ñooy ñan. acteurs yi ñooy sàmm bi yore yat. waaw mais est-ce que ay nagam. waaw est-ce que ñooñu tey jii ñoo ngi si ay structures yoo xam ne mën nañu wax ni kii sàmm la maanaam ay kuréel. waaw association par exemple éleveur tel fii bu Jolof fii est-ce que organisé wu nañu façon boo xam ni mën ngeen wax kii kuréel bi. association élevage yu nekk yi fii. am na yoo xamante ni. association yu doxal élevage la. mais wax ma yu bari yooyu nekk ay 300. waaw am na association yoo xamante ne association suma bopp la yaa ngi dégg am na association yoo xamante ne ñu ngi doxal mais bëriwul mun nga ko compter association boo xam ne man damay doxal rek élevage rek moo tax maa ngi jóg maa ngi koy doxal bëriwul. waaw boo nag dañuy organiser. waaw léegi nag nit ñi tamit ne nit ñi tey problème tam xarit rek nit ñi ñëpp dañuy jóg ñu ne tam xarit suñ ci pare nañ ci. tabaski dañuy wax problème tabaski soo rendee sa xar ba nga jéggi ko rek pare nga ci. Deme Naar Sow dégg nga sànq am na ku nekk si ligne bi ma jël ko ba pare salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam. na nga tudd ak fooy wootee. leb naa tur bi wante maa ngi woote fii si Ndakaaru wante man Saalum laa Malem Odar laa jóge. dama nekk di leen déglu si yoon bi rek mais sëñ bi lu mu wax lu am solo la. ci génn léegi ak kii nii reprendre ndax dafa ne ni que dëkk bi li fi nekk si jur dundalul ñi fi nekk boo seetloo yeneen dëkk yi bu ñu demee ba xam ne ni que li ñu yoree si dund matatul dañuy naan xëy na war nañ diversifier si lu ñuy lekk wante dëkk bi Sénégal chaque jour kon ni ku nekk yàpp ngay lekk matin midi soir yàpp ngay lekk mais loolu mënut a nekk nit mënul dundee yàpp moo tax xeetu feebar yu bëri yi ngeen di gis looloo koy indi yàpp bu bëri muy benn. ñaar sa invité bi dafa wax lu am solo booy jël ministère di ko fa teg dañ koy jël koo xamante ne ni que ci secteur ba la nekk wante yaa ngi ko laaj naan est-ce que association yi am na ñun ñëpp seetlu ne lu xew ci dëkk bi da ngay fal kenn mais plutôt politique la kooku ki ngay fal xamul dara ci secteur bi mais bu ñu jëloon baykat wala sàmmkat teg ko ci ministère agriculture wala élevage kooku xam na lu secteur bi laaj. kooku dina xam ne ni que campagne bi diw ak diw nañ ko war a dawee la dina am ay stratégie yoo xamante ne ni que buñ ko dugalee ñoom secteur bi dina mën a développer wante dañuy jël ay postes yoo xamante ne ni que normalement expert moo fa war a nekk mais waxuma nag expert si turum tubaab bi expert maanaam koo xamante ne ni que moom xam na liggéey bi lu mu laaj wante dañuy jël bu ñu jógee ñu jël poste politique bi ne que parce que yow yaa kii moo ko secteur bii nii yow yaa gën a siiw ñu teg ko fa moo tax ñuy am problème yu ñuy am wante bu fekkoon ne ni ko topp nañ comme digle bu mu wax noonu boo seetloo ne ni ko béykat yow mi sàmmkat bi da ngay bayaale li ngay sa lekk maanaam yaa ngi koy diversifier pourtant dañ doon wax nitu kaw yi ñoom ñoo gën a nuñ koy waxatee ñoom ñoo gën a mën a dund lu yàgg parce que lekk bi ñuy lekk dafay sain wante jamono jii nii ku taaj sa ndab te teguloo yàpp ñu ne la yow li nga togg baaxul alors que du noonu nit mënul dundee yàpp dong dañu war a diversifier ñam yi wàññi yàpp bi nit yi di consommer te tamit secteur bu nekk ñu teg fa expert. waaw mais secteur yi nga wax ñu teg fa expert mais secteurs yi mais même si am na ay conseillers yoo xam ne ñoom dañu jàng ay affaire mbay wala ay affaire càmm. ministre bi am na ay conseillers wante conseillers tamit xam ne nu dëkk bi du doxee. xam nga sànq dañoo gis nu dëkk bi di doxee man mii barki démb laa judd bi ma juddoo ba tey. xam nañ nu affaire yi di doxee astamalaak mag yi nga xamante ne ñu ngi fi boobu ba tey xam-xam bi mu ngi fi biir dëkk bi billaay xam-xam bi mu ngi fi mais fi ñu koy jëlijee moo baaxul conseiller yooyu ngay wax mais ministre ci boppam kooku warul ñu la wax dara ci secteur bi loo xamul mais da ngay toog yow ñu lay xelal du noonu wala. waaw ku nekk sa xalaat. waaw booboo doon sama xalaat. voilà di rafetlu loolu ci émission bi am na solo. jërëjëf merci beaucoup. jërë ngeen jëf.
voilà mbokk auditeurs yi ma leen fàttali numéro bi 88 628 98 98 ñoo xam ne bëgg nañ bokk également si émission bi Demba Naar ki nga xam ne moo génnoon sànq dégg nga li mu waxuma ku jigéen ki ku génnoon sànq nee na tey jii doo xoolee itam affaire élevage dafa bari ñoo xam ne ay commerçant nanu maanaam jënd rek ñëw indi jaay def affaire maanaam business bi moo si gën ëpp que ñoo xam ni ñii dafay nekk seen liggéey ñu am passion bi am xam-xam bi bëgg que di si dund et cetera ak yu demee noonu. xam nga au début waxoon naa la. au début waxoon naa la. élevage du dog sans gens éleveurs yi. tax may ma dog lu tuuti rek salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam na ngeen def waay. jàmm rek ñoo ngi sant bu baax a baax. waaw dama bëggoon participer ci. na nga tudd ak fooy wootee. maa ngi wootee Maris. Maris na nga tudd. waaw maa ngi leb tur bi nag. aywa boog ñoo ngi lay déglu baax na garaaw ñoo ngi lay déglu. waaw man damay njëkk rafetlu émission bi. jërëjëf. parce que sàmm beeg mbay mi li koy doxloo émission yi da ci bokk. malheureusement nag ñun émission fecc ak wéy rek taasu rek lañ ñuy jox ci télé bi. te yii dafa war a di am. yii mooy tax xale bi nga xamante ne dafa jàng am maîtrise am master mu xelam mën a dem ci mbay mu mën a xam ni. la may wuti ci bureau yi xëy na bu ma demee ci mbay mi wala ma dem ci sàmm ji mën naa am lu ko ëpp te sax loolay dëgg la nga mën a am fële yombul nga am ko ci bureau yeeg wala kii ñu bari nag xamuñu ko mais lii ngeen di def nii moo leen di yee bon leneen li damay rejoindre femme bi génn sànq te ñi ñuy jox secteur yooyu dafa doon secteur yoo xamante ne moo mën a développer suñu genre réew yi mbay ak sàmm ak napp bi loolu rek yooyu moo ñu mën a développé. waaw mooy leneen politicien bu taxaw naan la fii la nag yi jaar fii la xar yi jaar day wax lu ko neex rek tant que damuñu retour à la terre la ñuy dundee la ñuy kiyee ñu koy kiyal suñu bopp ñu koy béyal suñu bopp ba pare ñu soog a xalaat exportation bi nekk benn ëpp fii Afrique waa Afrique de l'Ouest d'abord di dundal Afrique de l'Ouest lépp ñu koy béyee fii di def transformation bi fii tant que dafuñu loolu duñ ci mës a génn malheureusement secteur yooyu ñi ngi koy jox day doon ay politiciens femme bi wax na la ko sànq nee na nañ ko jox ay experts buñ jëlee kaaw élevage bi di ngeen ne waa expert lañ ko jox mais yan experts yoo xam ne coloration politique lay am bu gañewul zone am bu gañewul département am nga wàccee ko indi keneen wala pes napp bi foog nga jox ko ku bokk PS wala ku bokk ci mais doo xool profil bi gën a baax ñamiy liggéeyal collaborateurs yi xooloo ñi gën a baax donc bu boobaa dañuy tourner autour du pot. bu semence bi ñëwee dégg nañ ñu ko siise loolu nañ ci expliqué lu leer nañ la dañ koy séddoo at yëpp dañ koy séddoo ñëpp xam nañ ñi ñuy séddooyee mbir yi mais kenn du wax loolu nag développé wul secteur élevage beeg mbay mi mën nañ ci am ay milliards mën na créer ay emploi yu bëree bari ci kaw ñu teg ko ci yoon jox ko ñi ko àttan gestion bi jaar yoon loolu yëpp mën a am mais bon l'espoir est permis peut-être xëy na ñi ñaan yàlla rek ñu soppeeku wala bu ñu soppeekuwul ñu ñaan yàlla ñeneen ñuy ñëw tamit mu doon ñii def priorité secteur yooyu quoi parce que mooy priorité yi quoi. jërëjëf sëñ bi merci jërëjëf. voilà Demba Naar dégg nga sànq doon wax mu daan ni li ñu gis daal mooy ñoo xam ne business nañ dafa ay commerçant mais pas ay ñoo xam ne xam nga émission yëpp man loolu laa ci jàmbat li may jàmbat nan lay élevage bi def programme le ministère de l'élevage xool mooy acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy sàmm dëggantaan ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci àll bi yor 2 téeméeri nag juróomi téeméeri nag lan lay def bu mu dajale ñooñu bu dajale ñooñu xam nga nit ku jàngul Moutar Sall danga koy woon doo ko wax xam nga recensement bi mu ngi waroon jóge ci communes yi ñi ànd ak vétérinaire yi ak sàmm yu mag yi ñu tànn ci ay nit ñu leen di woon sàmm yi ñu defante programme ak sàmm yi. loolu la am solo la taxal foofu ma ñëw programme ak sàmm yi salaamaaleykum mbokk mi allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. noo tudd ak fooy wootee sëñ bi jàmm rek alhamdulilah. yaa ngi si jàmm. ñoo ngi si jàmm kañ. noo tudd ak fooy wootee. man maa ngi tudd Cheikh Mbir maa ngi woote Fora. waaw Cheikh Mbir ñoo ngi lay déglu. waaw ñun kooku noonu ñëw foofu noonu Cheikh Ka. kooku suñu kilifa la ak Demba Naar. waaw. Cheikh Ka boobu noonu les présidents des jeunes éleveurs de Fora. kooku ñun moo ñu fa nekkal. waaw. ndax li muy wax daf ko maîtriser.
kooku amul fu mu ñu yóbbul kooku ñun moom moo ñu wan liggéey bi ñun ay booyam lañ moom moo ñu wan yoon bi dugal ñu fii ba Mali ba frontière Burkina amul fu mu ñu yóbbul kooku lépp lu ñu xam de xam nañ ko ci liggéey moom moo ñu ko xamal kooku noonu ñun moom lañ jox suñu bopp moom lañ ànd ak tey ndax ku la wan yoon ki la wan ni ñuy liggéeyee kooku nga nekkal ndax li muy wax daf ko maîtriser li muy wax daf ko xam affaire éleveur affaire ci àll bi nag nu muy fu muy jógee ba nag fu muy jógee ba ñëw ba fii nii ñun moom moo ñu ko wan moom moo ñu ko xamal Cheikh Ka moomu noonu waaw jërëjëf dégg nañ sa réaction bu baax a baax may fàttali mbokki auditeurs yi fi nekk juróom-ñetti waxtu teg na fukki minute ak ñett liñ dese tuuti la ngeen gaawantu si intervention yi. waaw comme li ma doon wax. secteur élevage bi. xam nga sànq am na benn ndaw si bu génne mu ne nañ ko jóg ki xam. actuellement ki nekk ministère doomi sàmm la. bon kooku xam na ko bon. doomi sàmm la. kono doomi sàmm bi tam ne il faut ngay wax ak ñiy sàmm xam nga mun nga nekk doomi sàmm kono taa bi di nit ñi di sàmm yow yaa ngi jàng xam nga kooku nag bilaa mu mun a def liggéeyam dëgg il faut ma collaborer ak sàmm déggantaan yi liggéey yëpp la ñi ngay voilà foog nga collaborer léegi nag gis nga bu jaay man doomi sàmm kese laa doo dem gis nga Aminata Mbengue Ndiaye dafa doon ne man loo xam sàmba moo gën a xam boppam moom noonu la doon doxale dafa doon laaj sàmm yi seen xalaat ñu wax ko seen xalaat ma ne tam ne ñun bëgg nañu ministère de l'élevage buy def na wax ak sàmm yi dana wax ak sàmm yi no ak si salaamaaleykum mbokk mi ñoo tudd ak fooy salaam wa rahmatullah ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax na nga tudd ak fooy wote Pikine ginnaaw raay moo leen di nuyu Ibrahima Ndiaye ñoo ngi lay déglu ñu ngi santaat sa borom bi tabaraka wa taala di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di nuyu sa invité di la nuyu ñoo ngi lay delloo fay di rafetlu itam waxtaan bi jërëjëf ndax wax ci ak dal moo ko laal ak i teggin te dal ak i teggin moom lu mu laal yàlla mën na caa def xéewal waaw man bokk na ca càmm gi daal dama cee gis tur boo xam ne bii xam naa fàtte ko dana xaw a jafe ndax Assemblée nationale woote woon nañ fa loi ne képp ku ñu jàpp ci te ngay sàcc ay jur daañu la tëj 10 ans ba léegi ngi seeraw nit ñi mënut a yor jur ci àll bi ndeg nañu fekk ba sa biir kër ji nga mbër moomu dëkk nu mu tëddee sumbu jun ak ñi nga laa doon yow fu ñu ko fekk ay bal soq ci koom dañ ko doon rek yóbbu ay xeram te buñ jàppoon ni du mujj fenn gannaaw càccum jur gi dañ ko criminalisation ba pare te wax dañ ko jël sànni ko ci àll ba moo tax yar jur fii dana metti ci pël bi metti ci seer bi metti ci sàmmkat metti ci ku mën doon il faut que ñu respecté ni mënta yor ak juróom ne ci àll ba di korkoran am Ibrahima Ndiaye jóge ci àll ba yori baram ñëw soq ay bal seen kaw dagg nag yee yóbbu ak xar yaag ba dem te du mujj fenn loolu daal maa ngi ñaan état Sénégal ñu taxawaat bu ñu bëggee suqali càmm gi daal il faut que loolu ñu jëm ko tegatoon respecté ko jërë ngeen jëf. jërëjëf si la bokk de Demba Naar Aybu. waaw xam nga muy ñu ngi toll woon ci affaire élevage. salaamaaleykum mbokk mi allo. allo. waaw sëñ bi nga tudd ak fay wootee ñoo ngi lay dégg. jërëjëf maa ngi dégg émission bi dama ci dégg xam-xam léegi. waaw na nga tudd. am na ku ni léegi xaw ma ñaar 500 nag la ñuy rey ci Sénégal xaw ma 500000 nag dafa rëcc. 500 bëggoon naa mu mën ma ko. 500 nag la wax rey au Sénégal. allo chaque jour. mani sëñ bi nee na 500 nag moom la ñuy rey par bés. très bien. am na sax ñu dama doon julli mu rëcc ma. waaw. parce que damay déglu émission bi tout le temps donc c'est important c'est très intéressant aussi. c'est instructif je vous remercie beaucoup. merci. jërëjëf. aywa. xam nga ñu ngi toll woon ci mooy ci affaire élevage ak programme élevage. ak ñi koy amee. ak ñi koy amee. ak nan lañ koy defee ñu mun ko def recensement xam nga recensement bi. ak collaboration bi ak collaboration yi xam nga tànk defuñu recensement bi du ñu mën a xam secteur bi lan lay doxee. waaw recensement bi moo war a tax. il faut mu am tànk amul mënuñu xam secteur bi nu muy doxee saba tey Moutar Sall boo defoon recensement jur yi da ngay xam jur yi exact ñaata moo ci dee par at ñaata lañ ci jaay par at ñaata lañ jur par at. kenn ku ne da ngay yor sa programme yor sa carte. ñaata wëllu moo am. ñaata wëllu moo am ñaata yu góor ñaata moo juddoo. ñaata ñu estimé Sénégal ñaata la ñu rey ci at bi ci nag ñaata la ñu rey xar ci at bi
boobu programme tant que amagul munuñu soqali élevage bi munuñu ko doxal élevage boo koy doxal da ngay def programme. élevage bi koy doxal xam nañ ñaata la. xam nga ko xam yow xam nga ko man de xaw man de sàmm la xaw ma lan lañ koy xamee ñi koy xamee mooy ñi war a vacciner nag yi gars yi ni yaa ngi ni sàmm yi garab mbedd lañ jënd di vacciner seen jur yi mun na nekk sax garab bi ñu jënd moom mooy rey nag yi wala moom mooy rey xar yi sab garab bu nga xam ne yaa ngi koy jëndoo ci mbedd yaa ngi koy vacciner sa jur te boo gisul ku lay vacciner nga dem jënd ñooñu nga vacciner sa bopp. léegi nag loolu moo xew programme élevage moo amul programme élevage moo amagul fii ci Sénégal ñun nag ñu ngi interpeller président de la République na xoolaat doxalin élevage bi lu ci dara baaxu ci moom bëggoon a soqali élevage bi kon élevage bi di boppam moo sooxee léegi nag dama yaakaar ne sax passé na sax sooxee léegi sax dafa tëdd sàmm yi fi mu nekk ni sonn nañu sàmm yi li ñu yoroon yépp jox nañ ko jur yi lekk nañ ba amatuñu dara léegi nag xam nga élevage bi bu dee chaque année mu ngi arrière danañ dem ba nga xam ne sax dootuñu bu dul woon sax 40% bi Sénégal jóge danañu mën a dem sax Sénégal dootul mën a fournir sax 10%. sax élevage bi ñax baa ngi àll bi mu ngi commencé di wàññeeku espace bi amatul loolu nag li muy jural ci élevage yi. nawet bi tam ne bu doon am nawet ñeenti weer léegi presque ñaari weer lay am wala 1 mois. xam nga loolu yépp dañu ko wala calculer ñu xool ñax bi tey bu amee ñaari weer ñu estimer ñaari weer yi ñaata lay dundalee ci at bi ñu calculer lii nag at bi ñaari weer bi mun na ci dund comme que 9 mois wala 10 mois mun na ci dund 3 mois léegi nag 7 mois bi des lan la ñu def programme bi ñu dundal nag yi lu des lii saba li ñu wax nii. culture fourragère bi ci wax rek la nekk kenn amagu ko fi mooy ñi koy am mooy privé te Sénégal mënoon nañ am privé ya nga xam ne ñoom ñooy béyal seen bopp ci kii bi kon ku jàngul deful dara woonoo ko munul def culture fourragère nit loolu moo tax ma nee leen nit ku jàngul da nga koy woon doo ko wax da nga koy woon xam nga dañu waroon gunge éleveurs yi ba commune bu ne ñu ñëw ñu jël fa lu toll na ci 200 hectares ñu gunge ay yenn sàmm yi ñu leen di woon nan la ñu defee ba ñu def culture fourragère boo ko keneen gisee rek day am seen beneen année mu ne defaar leen ma ko boo yàggee ñoom ñëpp koy def kon wax moo fi am programme amul fii gis nga boo ñu fi def ay kii boo ñu fi def boo ñu jëloon fi ñuy def ay réunion Saly Portugal la ñu dem wala ci hôtel yi ay Godret wala yii lu tax mënuñu dem ay Daara Jolof wala Louga wala feneen wala Kaolack wala feneen. mais am na yoo xam ne def nañ ko si gox yooyu. non amul réunion yi may gis fii ci Dakar gisuma ko foofu man li may gis mooy ñiy tourné di. taxawal waaw Dakar c'est que tam Dakar tam éleveurs yëpp léegi ñoo ngi Dakar kat. ma ne éleveur amul Dakar. ah bon xam nga lan moo éleveur moo fi am. ay borom cartable ñoo am Dakar borom cartable ak éleveur commerce. xam nga éleveurs yi am nañ wax dëgg yàlla am nañ commerce sabu jolo yi ñoom ñëpp ay éleveur lañ kon éleveurs yi. nekk ci àll bi ñi nga xam ne mosuñu déglu benn information mosuñu xam ne fan la kii ñooñu il faut ñu dem ba ñu gis leen ñu wax leen seen problème ñu mën a leen faj nit boo la waxul sama yaram lii moo ci métti wala lii moo mooy métti doo ko mën a faj. léegi ma dellusiwaat si Cheikh Ka. Cheikh. yéen ay jeunes éleveurs ngeen. tudd ngeen li ngeen xam ni moo tax te ji élevage bi daal di nasax. muy si xar yeeg muy lépp. waaw léegi bu fekkee laal ngeen foofu ba pare. yéen seen wàllu bopp est-ce que am na programme yoo xam ne tënk ngeen ko. pour jébbal ko ministère. pour moom mu seet lan la si war def en collaboration surtout avec yéen jeunes yi nga xam ni tey jii la nekk sa biir àll ba ak si wàllu liggéey ak lu mu mënti doon. defe naa beneen secteur mën ko joxe dégg nga sànq ki génn lu mu wax liggéey yi actuellement. foofu la nekk yéen en tant que jeune est-ce que surtout fi nga xam ne dafa am solo ndax am na benn secteur bu am solo mais dafa mel dañ koy ñàkkal fayda te loolu moo fi ëpp solo muy par exemple bayum. culture fourragère mais culture fourragère doo xool Sénégal 16 heures pratiquement kenn defu ko. waaw man maa ngi fii lu mot 10 lettres yoo xam ne ministère laa ko bëgg a jox. xam naa yooyu mënu ko lire sax si ministère da ko yóbbu bulal mu lire ko foofu quoi. yépp parce que. xam nga tey lan moo gën a nekk gàcce tey ñu jël doom pël jox ko ministère élevage nit ñi wax doxul ba ñu wàccee ko te nga xamante ne moom
dafa judd di sàmm màgg di sàmm jàng ñu koy jaayal nag di ko fayal muy ñu koy jaayal nag di ko fayal muy jàng ba mu mun si nekk ministère élevage kooku war na mën a doxal ministère élevage waaye. waaw war na ko war a doxal waaw est-ce que moyens yi ñu ko war a jox pour mu doxal ko jox nañ ko. moyen ministère élevage am na moyen mais dañ ko war a yokk parce que ren soo gisee xar yi manqué wul dernière minute dañoo jóg uti ci xaalis def ko ci banque yi lebal ko nit ñi même su fekkee lebal bi sax tardé na sax mais loolu tamit joué na ci tuuti quoi. waaw ban loolu baax la bon. waaw baax na mais su fekkoon dañ ko defoon avant. 6 mois avant comme ni ñu di wax. 6 mois avant. programme 6 mois xam nga soo xoolee tabaski su xaar amee juróom benn weer sax mën na tabaski wala juróom-ñetti weer wala mais yow soo bàyyi ba ñu des ñaari weer wala 15 jours nga teg nit ñi pression teg banque yi pression teg ñëpp pression day dem ba nga xamante ne yow liggéey bi nga liggéeyoon sax dootu ko jarati. donc daal yéen si at mi nañ ko war a préparer. dañ ko war a préparer depuis léegi lañ ko war a préparer. mu nekk loo xam ne di woo nit ñi di leen informer di waxtaan ak nit ñi di xool lan mooy doxal mbir mi mais su fekkee yow benn weer rek la ñuy toog di waxante ak nit ñi wala ñu toog ba mu yàgg rek ñu ne tey am na séminaire dafa am ñu ñuy woo am na ñu dul woo loolu amul benn sens. leneen li réew ay xale ñoo koy doxal li may wax li bés bu nekk mag yi ñoom ñooy xalaat waaye xale yi ñoom ñooy doxal. waaw mais xale lu tax kenn gis leen si culture fourragère bi par exemple. waaw mais dañ leen dul woo. waaw nee am na yoo ministère xam ne élevage soo demee foofu noonu. waaw mais am na yoo xam ne tam war ngeen ko mën defal seen bopp. waaw parce que yow yaa ngi wax ni yéen da ngeen di dem di commerce ak di dellu si xëy na ñàkkul ne am ngeen tuuti loo xam ne tam mën ngeen si dajale ndaw yi wala ngeen def benn programme boo xam ni état bi tam dugal si loxoom si culture fourragère mu nekk lu yaatu état bi gaa du def yëpp. ministère moom moo war a commencer mbir mi. waaw moo ko war a commencé mais yéen itam fekk si ko si. waaw yéen itam dañ koy gëtan dañ koy won yoon ministère bi loolu lañ ko tegee foofu noonu. waaw loolu dëgg la moom waaye itam yéen itam du fekkee ne am ngeen programme dañ koy won tam yoon. waaw mais programme koy won programme koo gis ngay won programme. ah du leen woo ngeen toog di wax ak yooyu. man de ministère élevage kenn laa fa mun a woo ma jot ko wala ma dem ci moom du ma tëjal fa ne bureau muy docteur Sakho wax parce que nit tamit sooy wax da ngay wax sa diggante ak yàlla quoi. secrétaire général. waaw docteur Sakho. heure bu ma ñëwee ma soxla ko damay fëgg ma dugg dem sama yoon. lu ma war a wax ma wax ko lu ma war a def ma def depuis nag temps Aminata Mbengue Ndiaye ba léegi parce que ñooñu laa tasanteeg leneen lu ci des nit munoo defaral ñëpp munoo baaxal ñëpp waaye nag da ngay jéem. ba ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla bëggoon na def mais yàlla moo. da ngay xàll yoon bi da ngay xàll yoon bi. wane fi ñuy jaar yaa ngi dégg mais su tabaski jotee ñu ñëw ñu ne la loo bëgg loolu lañ lay def nii wax nii su tabaski passé ñu ne rek foofu teg foofu noonu xale yi di ñëw ci ëllëg ak jàmm dañuy sonn. nañu xool ñiy ñëw it ci ëllëg ak jàmm ñoom su fekkee xoolal tey yàpp mu ngi nekk si 3000 fii ak 2030 wala 2035 yàpp bi day dem 4500 wala 5000. ah bon di kenn dootu ko jënd. ah dañ koy jënd. ah lu tax. bañ a jënd. mais dafay fekk nga am ko. bi muy jar 3000 dañoo waxoon duñ ko jënd. waaw mais dafay fekk nga am ko 4000 la 4500 kooku fu nit amee loolu. waaw léegi nag leneen lu nga xamante ni man dinaa ko wax mooy nit ñi nañu xool luy doxal secteur élevage ñu def ko. képp ku nga xamante am na ci xam-xam wala képp koo xam ne am nga ci doole boo mën a def côté finance côté lépp nga dimbalee ko nit ñi parce que nit tamit ne ministère rek mënul doxal am déet ñun ñoo yore suñuy xalaat ñun ñoo yore suñuy idée ñu ni dem ci ñoom di wax ak ñoom di waxtaan ak ñoom yaa ngi de suñu nangoo ubbil ay buntu de parce que ministère tamit da ngay dégg ñu lay naan tëjuma samay buntu mais soo ñëwee da ngay fëgg ba bëgg a dee. waaw heure baa ngay jeex. léegi sànq déggoon nga Demba Naar doon wax ni. waa réponse bu gàtt rek doon wax ni que yaakaar na ni tam xarit bi. yàpp dana maanaam li fi nekk dana doy si wàllu yàpp. fii nag nit ñi du ne wax dana doy tam dafa fekk ni tam maanaam du cher ba nga xam ne nit ñi dañu gën xaalis bu bare yu demee noonu yow yaakaar nga loolu. waaw nag yi dana doy. ah dana doy nit ñi daal mën a am yàpp si prix bu baax dinañ am yàpp si prix bu baax du yokk parce que tamit ne dafa am loo xamante ne ñun tamit ne war ngeen ñu ko lii yàpp musul yokk fii ñu ne 3000 la doon jar def nañ ko 3500. waaw mais itam même fii Sénégal yàpp 3000 francs kooku lu cher la yéen Mali bi yàpp kilo lu mu fay jar. kilo 2500 lay jar. ah waaw 2500 yéen ngeen def ay 3500. waaw mais oto bi nag waaw yéen waay bàyyi leen waay ban oto ah. Demba Naar. waaw également léegi fi ñu nekk temps bi des na ñetti minutes rek léegi looy tëjee débat yi ak. wala appel booy lancé itam également. li may tijjee mooy culture fourrage balaa nga ko def nga am ndox. xam nga tey mënoo jënd mètre kipp 500 wala nga jënd mètre kipp 400 nga def culture fourragère mënoo. sabu ki nga xam ne dangay dundal juróomi téeméeri nag wala juróom benn téeméeri nag loolu boo ko defee.
dangay dem ba nga xam ne boo moytul dangay jaay nag bi ba mu jekk fay ndox booy def culture fourragère il faut ñu jàppale nit ñi ñu am forage yi nga xam ne solaire moo koy doxal. waaw mais forage Macky Sall yi nag du am na forage yu non amul forage yi nga xam ne am na loolu man ji may gis yëpp courant moo koy doxal wala gasoil man yi may gis yëpp loolu moo koy waaw mais même loolu du ko dee doxal du mën nañ def. boo koy defee day cher. dafay cher. dafay cher boo mu ëpp. sax fi mu nekk nii rek même robinet yi ñu jaay ci ndox mi sax loolu day cher sax boo doon fay 50 000 léegi da ngay ñëw ci ñu lay jaay mètre kippo de 400 ngay nandal nag yi foo doon jaay 50 000 boo moytul 200 000 250 000. yéen ñi nekk si kaw kenn wàññiwul leen ay ndox ak yu demee noonu. amul même bu ñu ko wàññiwul ndox mi de ba léegi gars yi ñu ngi koy jaay ñu ci gën a yomb mooy 300 francs moo ci gën a yomb mooy 300 francs man daal li may laase surtout gouvernement bi ak ministère de l'élevage nañu def programme bi nga xam ne nañu waxtaan ak acteurs élevage yi nañu jokkoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy sàmm vrai sàmm yi nañu bay politiser ministère élevage nañu ko def ministère comme élevage ñépp a ko bokk sab ñépp la intéressé ñi koy du ñi li indi di jaay rek ñooy intéressé même ñi koy lekk ak ñi koy def sab seen yàpp dañ ko soxla yàpp ñu ne ñoo ko soxla kon nag bu ñu ko politiser nañ ko teg ci yoon man de loolu rek laa leen di laase. yaakaar nga ne li nga xam du fekkee ne am na yàpp njëg bi mën na wàcc. waaw yàpp moom pour mu wàcc 3000 moom du yomb ci période bi. non wax ma période bi kañ li ngeen di wax xalaat ak duñ defaree affaire yi gën dox. non investissement yu def ak xam nga nag bu baree rek yàpp wàññeeku bu baree rek yàpp wàññeeku. maanaam ñu indi ay wëll ba nga xam léegi kii dana gën bari. waaw mën na nekk nag yi même ba ñu indiwul wëll Sénégal nag ma ne la Sénégal manqué wul nag Sénégal programme élevage moo manqué man maa la ko wax Sénégal programme élevage moo manqué du nag moo fi manqué. yéen a ngi dem di wuti nag feneen kañ yow tam. 500 waaw loolu laa la wax nag waaw mi ngi noonu. léegi calculer li fi dee ci nag par at ak li ko fi avorté ci par at. loolu mooy problème Sénégal kadi Sénégal bu ko méngalee Mali ak Mauritanie Sénégal li ñu consommé ci yàpp moo bëri ñun ñoo leen ëpp bu dee ñoom benn fukki nag la ñu consommé ñun ñu consommé ay 1000 nag par at rek kii la laa lay jox. boo nag nanul programme boo xam ne dafay ànd ak li ñuy consommé. voilà il faut ñu def programme bi nga xam ne dafay ànd ak lu ñu consommé. voilà émission bi jeex na foofu Cheikh Ka yow may fàttali yaay président des jeunes éleveurs bu Foirail. ñu lay remercier si sa contribution ak nga ñëw également daal di teew. Demba Nar Sow également yow tam opérateur économique nga di éleveur si sa xalaat yi ngeen xam ni génn ngeen ko yaakaar na ni ministère de l'élevage également dañ leen dégg ngir def loo xam ne daal maanaam daal ñu yombalal ñun consommateurs yi yàpp yi d'abord ak tam mbirum xar yi ngeen si wax ak programme yi di teel comme ça bu ñu nekk rek ba Tabaski ñu wax programme Tabaski mais mu nekk loo xam ne sax dafay law si at mi. et puis sur tous les plans jur yëpp quand même ñu yëkkati leen quoi defe naa loolu également tam lu am solo si wàllu élevage. Assane Thioune moo nekkoon si partie technique bi Makhtar Sall doon leen présenté seen émission Waarwi di leen jox dig daje incha allah beneen àllarba jërëjëf.